émission bi di loo ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp. office national bu assainissement bu Sénégal ñu di ko wax ONAS dafa dellu di ñaaxaat askan wi ci mbalit yu dëgër yi nga xam ne moom la ñuy faratal di sànni ci bépp réseau ONAS nga xam ne ndox yi du mën a dem ni mu ware di jur xet gu bon di indi ay jafe-jafe ci sunu dëkkuwaay ak li ko wër képp ku nemmeeku nag yii gàllankoor ONAS tegal na leen fi numéro bi ñuy wax 81 810 12 81 810 12 numéro bii ñu leen jox mën ngeen cee woote waxtu wu ne bés bu ne ONAS dafa taxaw jonn ngir sellal sunuy dëkkuwaay ak li ko wër. PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement ak ONAS office national de l'assainissement du Sénégal ñoo leen di may seen émission loo ci xam ak El Hadji Moussa Thiam. asalaamaaleykum mbokk déglukat seen rajo Sud FM 98.5 amaan nañu mbégte rek ci kàttanu borom bi ñu teewaat fii di àddu ngeen di teewlu si seen émission lu ci xam seen émission lu ci xam nag ñëwaat na rek ci ànd ak àdduna wërngal képp ci liñ leen di indil ci wetu xeetu waxtaan. léeg-léeg nag ñu dalal gan tamit ci yenn ñuy yittewoo nit ñi indi ceeb leeral bu baax a baax boo tax ni nag tey dëgg la sax daanaka soo jëppee suñu xoolee ci tat wi tamit dina nekk loo xam ni daanaka daal. xel dina dem ci lu bari ñoo ngi le 3 avril waaw mu di nag veille indépendance 4 avril ci kaw loolu nag ñu daan def saabu jotaan rek ñu toog ubbi antenne bi waxtaanee li nga xam ne nag moo di dëkk bi no muy doxee ci ña ko ŋànk di ko doxal ak la ñuy séntu tamit ca li nga xam ne tamit ñoo di askan bi la ñuy séntu ci ñoom dogal yi ñu jëloon maanaam jëmale ko ci askan bi pour li jéem a xool rek ni ñuy soppee maanaam dundinu wala daal si lépp lu jëm ci wàllu la ñu yittewoo teewul tamit ñi nga xam ne moo di dogal yu ñu jël fañ ca toll wala sax léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo di asentu tamit ci dogal yu bees day faral di am léeg-léeg nag njiitu réew mi yiy yàbbi ci bis wile ci li nga xam ne moo di dëkk bi daal na muy doxee saafonteeg askan weeg yépp ba tey ci loolee la ñu fas yéene waxtaanee 61 ans ndaxte nag loolee ñu bëri naan sip dëkk gone la waaye tamit su nekkee ci nit lañ ko natt moom ab mag la waaye teewut duñ leen méngale sax waaye teewut tamit la ñuy dund si at ba ñu amee indépendance ak léegi yàgg na coppite ci am ak li jëm ci wàllu daal gouvernance bi ak li jëm tamit ca la nga xam ni moo jëm ci wàllu indépendance économique bi ñuy wax waaw ci foofee ak si yeneen i jëf si yeneen i bërëb si yeneen loolu lépp ñu fas yéene ko waxtaanee ndaxte nag bu ñuy wax nation sénégalaise ñëpp ci bokk képp kuy yeewoo fi rek maanaam yaa ngi ci biir nation bi te kenn nag jiite ko ñëpp di séntu ci moom waaye léeg-léeg tamit mu doon ay dogal yoo xam ne dañ koy jël wala la ñu yittewoo du egg ci askan wi loolu lépp loo xam ne la ñuy waxtaanee la tey ci li nga xam ne nag moo di 3 avril bi di veille fête indépendance ci nan la ñu war a gën a séntu ci li nga xam ne moo di nan naa yëkkatee kàddoom ci lan ci li nga xam ne moo jëm ci xëyu ndaw yi li xam nga moo jëm ci wàllu lii di industrie di sooxe nañuy dàqee ba ci Covid beeg yeneen ak i jafe-jafe yépp yi nga xam daanaka traversé nañ ko ci 88 628 98 gannaaw bu ñu gërëmee bu baax pharmacie nationale d'approvisionnement bi nga xam ne moo leen jàppandal garab yi fépp foo dem rek ci produits essentiels yi di nga fa fekk seen i garab mu di bërëb fajukaay yépp bu ci nag fépp foo dem rek Sénégal des profondeurs loolee nag boo ci poste de santé sax ci case de santé yi soo demee di nga fa fekk mbir yi kon nag loolee jërëjëf li nga xam moo di pharmacie nationale d'approvisionnement bi leen di gunge ci waxtaan bi ak ONAS tamit bi nga xam ni ñooy séqati lépp loo xam ne rek daanaka ndox mu bon bi fa lay jaar ak yeneen yi nga xam daanaka sax si lii di daal ndox mu bon bi jógee tamit ci bërëb bi ñuy liggéey ak yeneen moomee tamit di ñu gunge ci waxtaan bi 88 628 98 ngeen di wootee dëgg la sax toog nañ ñaari at yoo xam ne daanaka defuñu li nga xam ne moo di fête de l'indépendance li ko waral xam nañ ko wax nañ ko ñoom waaye teewul tamit li jëm ci wàllu yorinu réew mi tamit baax nañu waxtaane ci ndaxte nag dëgg la
3 avril bi jiitu réew mi day bëri di maanaam jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoo di askan wi saafonteeg ñoom souhaité leen bonne fête waaye tamit ci ay yu muy naal ci ya ngeen ci gën a yaakaar ni daal war na ci mën a addu jëmale ko li nga xam ne rek moo jëm ci wàllu askan bi 88 628 98 98 mooy bu mu jokkoo bi tey seen émission loo ci xam ñu ngi leen ci gërëm di sant. ñu way ci réew meeg li koy demee kanam réewum Sénégal jàmm neex na. ñu jël auditeur bu njëkk ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ku baax ñu ngi jégalu waaw bisimilah. Alaaji Ayoba Lo bu ñoom rek. waaw Alaaji Ayoba ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di siyaar di leen ndokkeel di leen ñaanal. amiin jërëjëf waay. di nuyu sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhlaq. ak Alaaji Xaye Guèye moomu ak Boy Diaw ak. Adja Soda Dieng ak bokk yi fi jaar yëpp rek. dëgg la jërëjëf waay. yi bu ko defee nag wax fête de l'indépendance bi rek xam naa ñaari at ak ñi yoo xam ne xëy na wayafal nañ ko. dëgg la waaye bu ko defee nag man li président di wax ci 4 avril bi rek maa ngi ciy sàkku. suñ dëkk yi nga xamante ne ñu ngi dend ak Lac de Guiers bi. waaw ci wala Lac de Guiers bi jaar fi jëm si Ndakaaru te mënuñu cee naan. wala mënuñu koo dugal ci seen i kër. ñu defal leen ko ay borne fontaine looloo tamit wax dëgg yàlla am ci ñoo xam ne sax amuñu ko forage yi nekk fi yëpp daa wex xorom. ñoom dañ boo demee commune Ngeer Malal commune Ñomre commune Kokki commune Njaañ commune Pétéwarak waaw ba ba ngay dem commune Thiamène ñoom ñëpp wax dëgg yàlla te wala dëgg baax di jaar fii wuti Ndakaaru te mënuñu ci am waaw KMS 3 bi dafa la jaar moom jëm naa ba waaw ma ngoog ba tax na kon loolu lépp daal nañu ci dimbali daal bu ko defee nag àll bi ñu dimbali leen ci ndox ak courant ak yoon ak fajukaay ak jàngukaay wàllu xaalis bi muy waxe dana ko génnee pour ndaw ñee tamit mu fexe ba mu bañ a mel na xaalis yi fi daan jaar waaw yéeme na de waaw nga xam ne ñu bari digg rek lañ ciy am waaw yéeme na bu ko defee lu jëm ci wàllu dund gi ku ne xam na ne gis nañ yokkute yi am ci wàllu diwlin ji ak ciment bi ak yeneen ak yeneen te ñoo ngi dëgmal weeru koor kon nu dimbali nu ci dund gi mu yomb ba kenn ko ne man cee joti dëgg la incha allah bu ko defee nag réew mi ñun ñëpp noo ko bokk hymne national benn bu ma sañoon ñu seetaat ko te Senghor ba ci Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade ba ci moom mi ñu tëggaat beneen hymne national waaye hymne national bi buñ ko tekkee daanaka dëppootul ak jamono dëppootul ak li ñuy dund nun dëppootul it ak fédération bi fi nekk li léegi système bi ñuy doxalee gouvernement bi système bi gouvernement yi di doxalee ñu seetaat ko système bi yëf yi du ci Macky Sall du ci Abdoulaye Wade du ci Abdou Diouf waaye ci système bi la ma ne hymne dafa war a dëppoog système wala maanaam bàkk réew la bàkk bi ci boppam dañ ko war a seetaat defaraat beneen bàkk bu dëppoo ak réew mi dëppoo ak ñi dëkk réew mi waaye système yi gouvernement bi di doxalee tamit système ba ci Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade ba ci Senghor ba ci moom mii système bi du ci nit ñi ci système yi la dëgg la ñu seetaat ko bu baax a baax a baax ba mu dëppoo ak yi ñi nit ñi bëggee ndax ku fi nekk ñu sikk la lan moo tax ñu di la sikk député yi dañ leen di sikk gouvernement yi dañ leen di sikk institution yu bare bare dañ leen di sikk ba ci justice bi yooyu yëpp nag problème système la kon yooyu yëpp dañ ko war a seetaat bu baax a baax daal ba mu gën a dëppoo ak jamono gën a dëppoo ak li nit ñi dund absolument kenn ku ne man cee joti kenn ku ne man cee yegg ñoo ngi wax indépendance justice ñoo ngi wax tamit indépendance jooju yi nga xam ne ñu wax dëgg yàlla dañoo yoroon naam sax bu nekkee ñu bëri ñoo ngi koy teel waaye tamit teewut askan bi nga koy sàkku ba léegi askan bi ba léegi doo koy sàkku tey boo demee dëkk bu mel ne Kër Ndiaye ummi ali loolu bu maam jaara def na fa lu ne waaye fi mu ne am na projet 300 millions boo xam ne mi ngi ko bëgg a investir te mënu ko investir te ñàkk maanaam liggéey ñi ngay xam ñoo war a toogal état war a doxal état war a waxal état seeni mbir moom moo xaw a doy waar dëgg la waaye boo demee Kër Ndiaye googu yóbbu na fa poste santé boo xam ne ëpp na 100 millions 300 millions est-ce que def fa ambulance waaye mënu ko la am courant mënu ko la am yoon déet loolu lañ ko war a accompagner loolu nag xam nga day daal di métti dëgg la dañ ko war a accompagner waaw sëñ Ayoba Lo macha allah ci information yi ba tey rek kon nag loolu tamit ci ñooñu c'est vrai que dëgg la nga gis askan wi tamit di sonn si seen i gox bari na lool ndax ci nag loolu ay actions yu am solo la da nga koy gis ci maanaam ci wàllu ndox meek ci wàllu tamit sa faj geek yooyu yëpp waaye tamit accompagnement bi ci war ci wàllu équipement te état bi yor ko tamit loolu nañ ci wala sax li wàll énergie bu koy doxal dañ leen ci jàppale ci loolu 88 628 98 98 jërëjëf sëñ Ayoba Lo kon nañu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 jërëjëf Papa Lay ci jàppandal bi kon ñu continuer jëlal ci ligne bi kooku rëcc nañu asalaamaaleykum bu nekk keneen nag ci ligne bi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum
ku baax na nga def. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëriñ bi na ngeen def. ñoo ngi sant bu baax. waaw dama bëggoon participer ci émission bi. dëgg la tur bi ak foo ñu woowee. mën nañu xam tur bi ak foo ñu woowee. mais maa ngi jégalu de waaye dégg bi dafa xaw a suufee tuuti quoi. waaw d'accord maa koy yokkul ma ne mën nañu xam tur bi ak foo ñu woowee. ah waaw maa ngi jégalu nag bu ma ko mënee leb day vraiment maa ngi koy jégalu wax dëgg yàlla. waaw wacca bisimilah. waaw léegi li ma bëggoon wax rek mooy wax ak sénégalais yi ci borom kàddu gu woyof daal. interpellé ci sama bopp laa ci jiital. oui ndax boo xoolee réew mi. di réew mu baax suñ borom sedduñu loo xam ne boo génnee màkk yent bi sama ak saaba yi di am Sénégal ci nit ñu baax ci nit ñu gore ci nit ñu gëm seen bopp ci nit ñu nitu jàmm. boo xoolee ci ñi dox xam nañ ne bëriwul réew yu ko am. waaye nga xool nag ñu bëgg ko ay naan ay système ay idéologie occidentale ay yu kenn xamul bëgg ci sëpp xorom bëgg koo xajamal donc yaakaar naa ne ñun sénégalais yi ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp taxawaat te itam xool suñu doxin xool lan moo dëppoo ak li ñuy jëme kanam. ci lan ngay wax ci modèle éducation bi wala ci modèle économique bi wala ci lan ak lan. waaw sur tous les plans. bon jël modèle économique. bon dañuy wax Sénégal un pays sous-développé mais loolu amul. nous faisons partie des pays les plus riches du monde. waaw réew yi dañuy wax Makka ak les pays arabes là. mais Sénégal leen ëppalal. tout le monde sait que Sénégal leen ëppalal. pays arabes yi lu ñam. gaz ak pétrole la ñam. ñun nag looy tudd rek suñu borom baaxale nañ ko. baaxee nañ ko du suuf. du géej du fleuve du fer du or du pétrole du xorom du phosphate mais loo macha allah looy tudd rek Sénégal na ko. dëgg la mais pourquoi ça ne décolle pas. man lu tax kon jëriñoowuñ ci loolu lépp. mooy système bi rek le choix des hommes maanaam maa ngi dégg kii génn léegi di wax lépp lañu war a réformer. waaye est-ce que wëruñoo man itam maa ngi wax dëgg yàlla maa ngi jégalu di tudd kilifa diine yi. suñu borom yàggal leen fi may leen wér. waaye ñoom it war nañu xoolaat seen toogaay. war nañu toogaay ko xoolaat seen toogaay bu fekkee ne da ngaa jiitu. ay mbooloo nekk ci sa gannaaw mu wóor la nañ néew nañ doole ca alal la ngi ci seen wet. kii laaj réew mi ñii laaj réew mi. waaye war nañu gëstu xool ñoom it ñi les porteurs de voix. teg seen programme. xool ba xam kii kat ñii laaj réew mi ndax li mu indi dëppoo na ak suñuy réalité dëppoo na ak yi nga xam ne buñ ko joxee réew mi sénégalais yi dañ ci gis seen bopp. waaw dañ ci gis seen bopp. mais yàlla baal tel n'est pas le cas loolu nañ ko waxante. am kilifa di ni am kenn amu ko. d'accord ñi régulations sociaux d'accord. waaye sur le plan économique nañ xool rek wax dëgg yàlla ci yàlla tax. beneen bi itam mooy président de la République maa ngi koy wax dëgg yàlla di ko nuyu di ko respecté di ko wax wàccuwaayam parce que suñu borom moo ko fi teg. waaw suñu kilifa ñun ñëpp. waaye itam na xool son entourage ñi nga xam ne dañ je vous donne un exemple boo xoolee li xew ci àdduna bi. li xew ci àdduna bi ak Sénégal ni mu méttee. ni Sénégalais yi sonne bon peut-être que ñoom yëguñu ko. waaye ñun ñi nekk ci peuple bi nekk ak ñoom ni Sénégalais yi sonne ni Sénégalais yi ak pandémie bi li mu war ñi ñàkk seen liggéey ñi faatu ñi nga xam ne buñ añee duñu reer ñi nga mais ak li am bërki démb sur le plan social émeutes yi am bërki démb ñuy meeting di mais kenn xamul li maa ngi jógul li ma bëgg a wax yëpp sama xol dafa mënum ko wax waaye lépp lañu war a seetaat bu Sénégal. dëgg la lépp amul lenn loo xam rek waruñ ko remettre sur pied xoolaat ko. mais dans l'urgence amul lenn lu soo xewul. dans l'urgence maa ngi jógul vraiment di leen ziare bu baax. d'accord jërëjëf ku baax c'est vrai que bëggoon nañu xam si waaw ñu xaar keneen ci ligne bi si 88 628 98 bu ku bëgg bokk ci waxtaan wi. ci li nga xam ne moom la ñu di tey sur seen rajo Sud FM bu nekk am na ku nekk ci ligne bi ñu daal di koy dalal ca tey la ñuy waxtaanee mu jëm ci wàllu
lii di fête indépendance ñoo ngi koy tudd waaw kon nag suba la dëgg la sax ñaari at yi soo gisee tey ca yëglekaay yu bëri ñu ngi ciy wax nii daal namoon nañu la ca jëm muy xumbali faam ak yooyu yëpp waaye nag teewut ñu saytu ko ñun nag ca càmbar ko tamit ñi nga xam ñoo ñuy déglu ci lan la ñu gis daal la ñu war a gën a mën a joyanti gannaaw nag bisub indépendance la kon nag la ngeen jàpp ni daal tey njiitu réew mi dañ ci àddu jëmale ko rek ngir gën a maanaam soppi maanaam dundinu askan wi nga xam ni léeg-léeg ñi yëkkati seen kàddu naan dañoo sonn ci lii wala dañoo yittewoo lii wala dañoo yittewoo lële 88 628 98 98 mooy bu mu jokkoo bi boo leen bëggee bokk ci waxtaan ci waaw fekk allo après bi nga may laaj lan mooy sama xalaat ci solution yi ma raccroché malheureusement. waaw d'accord waaw ñu mel une minute rek nga àddu ci loolu. waaw si solution yi la nga jàpp ni la ñu war a gën a. waaw xam nga solution yi moom lenn rek la. bi njëkk mooy Sénégalais yi suñu borom dimbali ñu. ba ñu am système éducatif bu baax. ndax dañoo wax ne. L'ignorance est pire que la pauvreté. dañoo wax ne suñu borom sax da ko no astafurlah lazim maanaam ñàkk. waaw ñàkk mooy yées ba. suñ borom da ko di nga xam ne si dans li sax da daan wax leen bu doon jëmm. mu ko fekk dagg bopp bi. mais am borom xam-xam wax ne l'ignorance est pire que la pauvreté ñun nag dañoo boole ñaar yi. Sénégal dañoo boole ñaar yi donc depuis l'indépendance xam ne ko dem système éducatif bi baaxul. donc yàlla ñu suñu borom dimbale ba ñu am mën a am ay njàng mu baax. ndax lépp loo gis ak lu mënti doon rek xam-xam bu sell moo ko lal. la koy jiital nag mooy ragal yàlla. loolu finalité bu mooy am nit ñu baax. nit ñu baax. nit ñu am qualité yu baax. des am citoyens jikko yu baax. tant que de am àgguñ foofu rek duñ dem fenn. bi ci des mooy institution moo yor am réew. tubaab bu gën a ñi nekk Europe ñëpp xam nañ lu yàlla sàkk nasaraan ni ci gën a bon. waaye li ñu rayee mooy ils ont de bonnes institutions. oui. des lois ku ko respecté ku mérité am. ku jàll yoon ñu sanctionné la. loolu rek la ñu rawee. waaw te wallahi lazim barkeent bi daxu ña. état de droit boo demee dans les grandes écoles là. xale Sénégal yi bi dikk ci àll bi di dama ci am exemple. nga xam ne néew doole waaye suñu borom dimbale ko muy jàng ba def les grandes écoles là en Europe du fi jeex. ñooñu buñ leen encadré woon kon lu ñuy am. dëgg la donc li ci des mooy itam. waaw politique bi il faut dépolitiser le Sénégal. wax dëgg yàlla politique. 365 jours bu doon politique bu ñu jëmale fenn sax. dëgg nga la xam. waaye politique boo xam ne fu mu ñu jëmale. dëgg la jëmale wu ñu fenn sëriñ bi. jërëjëf jëmale ñu fenn des gens qui sont incompétents ñoo xam ne amuñu lenn lu ñuy indil réew mi amul ay scandale ay détournement ay meeting ay xasante ay nangam sax lu ñu apporté. jërëjëf Sénégalais yi sonn nañ et pourtant richesse yi li ñu suñu on a de l'eau douce. Le pays est arrosé. d'accord monsieur xam naa nag ñu may ñeneen ci ligne bi parce que may nañ leen minute. waaw mais vraiment maa ngi kontaan. vraiment di leen gërëm quoi. waaw yow mais il faut que daal doy na war daal. jërëjëf ku baax ñu mën a jël ñeneen ci ligne bi ndax ki dëgg la dafa dogoon sànq ñu may ko tamit mu mën a daaneel kàddoom rek c'est juste ça mais nag ñu doon laaj ni serveur bi dafa am jafe-jafe waaye noonu c'est rétabli maintenant. voilà ñu jël kii ci ligne bi asalaamaaleykum. salaamaaleykum ñu ngi lay nuyu maaleykum salaam taarikalla Oustaz Alioune Mbaye. waaye Moussa Thiam na nga def. maa ngi sant bu baax taarikalla. waaw man Omar Ba laa tudd maa ngi wootee dans la commune de Wakhinane Nimzatt. waaw Omar Ba na nga def. waaw maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah alhamdulilah. waaw man délégué de quartier la Darou Rahman 4. ah donc li ma doon laaj ak jooytu rek mooy ci bourse familiale yi nga xam ne joxe woon nañ ko y a presque 1 an léegi. oui. mais ba léegi seen i ñi nga xam ne ay néew ji doole lañ ba léegi jotuñu ko xaw ma Covid la xaw ma mais ba léegi daal délégation. générale à la protection sociale et à la solidarité nationale waxul dara. waaw wax na ñun délégué de quartier nañ tànn nañ ba jox nañ les ayants droit. enquête nañ ñaari yoon mais ñaari yoon yëpp enquête nañ dem nañu waaye ba léegi waxuñu dara ndeysaan seen borom a ngi toog defaat te xam nga. bourse familiale yi ñuy wax nii. kenn waru koo xeeb parce que am na ñoo xam ne ci la ñu jënd ay ginaar am na ñoo xam ne fii la ñuy def seen i taabal am na ñoo xam ne ci la ñuy jënd ay béy di ci yar di am leneen ak ay suuf la Serigne Ba. waaw. maa ngi lay laaj benn laaj parce que am na ñoo xam ne sax yëkkati woon nañuy kàddu di ŋaññ ñii di délégué yi naan léeg-léeg
ni ñuy tànnee tamit tànneef bi dafa xaw a doy waar parce que léeg-léeg tamit ñu tànn ñoo xam ne daanaka yéewuñu ko ak yooyu mais est-ce que c'est cas boobu dund leen ko yéen seen côté boobu. waaw xam nga dafa am loo xam ne nii ñu comprendre uñ ko. parce que dafa am ñoo xam ne am nañu ay bourse mais amewuñ ko ci délégué de quartier yi. waaw. bu fàtte ne début bi ñu koy door a jot boobu délégué daaw ko woon joxe dañu daan dem fële ci action sociale wala ci préfecture fa lañ defee enquête base de données boobu foofu la affaire bi amee mais ñun li ñu xam ne ñoonu la ñuy jox du délégué rek mooy toog imam day toog bajjëna gox day toog relais communautaire day toog mutaab day toog ñu tànn ko mais ñi nga gis ñu am ay bourse familiale yëpp ñoom fële lañ ko amee ñoo am na ñoo xam ne dañ ku ñu lijjanti leen am na ñoo xam ne dañ dem sous préfecture ñu amee ko foofu bu ko dee bu ñu ñëwee nag fekk yelloo wuñ ko ñu naan délégué moo ko joxe fekk délégué yi xam ne joxe ko délégué ñi mu jox ñëpp dañuy toog ñu séddale ko ñu jox ñi nga xam ne ñoom ñoo ko moom mais am na ay bourse yoo xam ne directement nga koy amee ñoo xam fu ñu koy amee parce que joxe nañu ñaari yoon bourse ba ñetti yoon sax boobu état bi moo doon enquête rek joxel boppam dëgg la mais délégué tànnu loon jamono yooyu ci mujj gi nag la ñuy doog a jaare la waat ci délégué yi ñu koy tànn dëgg la mais délégué moom buñu tànn ñëpp dañuy toog ñu xool ñi nga xam ne ñoo ko war a moom mais mujj nag moom ba léegi jotuñ mais rapport bi ñuy wax bi ci jëm ba léegi yéen am ngeen ci dégg ngeen ci dara am déet non rapport bi moom xam nga RNU bi ci boppam moo am problème xaw ma ñu ko état bi liggéey mais RNU bi ci boppam registre unique national bi moom moo am problème parce que léeg-léeg ñu ne la Daaru Rahman fii fekk du Daaru Rahman bu Tingéej léegi ñu ne la waxi naan fi géej waaye fekk waxi naan bu Tigin la donc liggéey bi moo des daal xëy na nag enquête yi ñu mujjee def nii xëy na mun nañ ko jaaralewaat ci yoon mais moom enquête yi li ñu jikkoon def moom dara baaxu ci parce que joxe ceeb bi feeñal na ci lu bëree loolu war nañ ko di saytu buy maanaam bu ñu jëm dëgmale yi ni ki mel gars yi xool tamit nu ñuy joxe parce que bokkoon na ci recommandation yi dëgg la parce que la preuve année bi bu ñu xam nga bu dee xaalis moom da ngay dem poste reerañ donte le moo sax da ngay nëbbatu rek dem jël waaye bu ñu nee ceeb bi am nañu ñu bëri ñoo xam ne nangu ñoo ñëw dëgg la parce que dañoo ruus ñëw di laaj ci ceeb te ñi ñi gisee ñoom ñoo mérité wuñ ko donc ñëpp dañoo wax ci daw nit ki da nga koy dimbali si ak di ñuy téem ak yooyu yëpp nga bàyyi ci xel daal am na ci solo voilà très bien xam nga état bi mu ngi def waaye nag xëy na ni ñu koy defee ak ñi ñu ko war a jox ñoo jotul daal waaw ci sutura mais nag li taxoon na gën a woote daal mooy li nga xam ne joxoon nañ ko ci bourse yi ba léegi seen borom jotuñu ko te délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale ba léegi wax dara mu ngi noppi rek def nañ ñaari enquête nag waaye ba léegi seen ñi nga xam ne ñoo ko waroon jotuñu ko te loolu aussi métti na ci borom néew di dool yi jërëjëf te xam nga mbaa mooy nag fi may terminer rek waaw mooy handicap yi waaw ñooñu aussi man recensé naa sama carte Daaru Rahman kat am naa ci mo 30 et quelques handicap yóbbu naa leen roi bu dee bu ñu defal leen certificat d' handicap dañoo bokk docteur constaté ni ay handicap lañ ma yóbbu ko ci action sociale bi nekk madame Diouf bi nekk Guédiawaye fële côté Mbéccoune depuis 1 an waa sax ëpp na ko 2 ans ba léegi jotuñu seen carte égalité des chances waaw loolu problème xam nga ni état bi di joxe boo amul carte égalité des chances doo ci bokk dëgg la même ceeb bi passé nii bi ñu doon joxe handicap yi sama man ñi mu handicap yi ma recensé woon kenn jotul parce que amuñ carte égalité chance mais kon ñoom seen liggéey bi xanaa kon ñooñu liggéeyuñu ko ñaari at nga déposé carte mënoo ko ba am ko dëgg la carte boobu mooy wane ni yow handicap nga boo ko amul doo bokk ci lépp état bi di joxe doo ko bokk xam nga loolu aussi métti na délégué donc vraiment war nañ ko xoolaat joxe carte yi ñi nga xam ne ñoo ko moom mën a dugg ci tata yi xaw ma mën a dugg ci kaar yi dem seen i soxla mën a am ci bénéfice ci état bi di joxe sinon vraiment doy na war daal jërëjëf délégué ñu ngi lay gërëm sant nag vraiment émission bi ñu koy rafetlu baax a baax jërëjëf mais nag suñu maire nag Racine Talla moom mu ngi def li mu mun waaye nag état bi aussi war nañu jàppale parce que commune la boo xam ne commune bu amul moyen la waaw d'accord donc état bi dafa war a def ségrégation positive bi nga xam ne commune yi nga xam ne amuñ dara ñu jàppale leen ba état li des mairie bi nag ñoo complété jërëjëf délégué jërëjëf Thiam merci beaucoup ñu gërëm Sud FM bu baax a baax a baax jërëjëf délégué man dina fajar bu mu ñëweetaa rek oustaz Aliou Sall déglu bu mu pare moom lay jàpp ba nii ba nga ñëw nii du ma musu man du ma Sud FM rek 94 ba léegi jërëjëf délégué merci beaucoup jërëjëf Thiam merci délégué Oumar Ba donc ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 c'est vrai que ñu ngi may envoyé message c'est vrai que ni dëkk bi la ñu war a tabax wala tamit jikko yi la ñu war a tabax wala tamit nit ki la ñu war a tabax yooyu yëpp tamit donc c'est des questionnements yoo xam ni tamit ñëw na ci débat bi Ansoumana notre ami Ansoumana Dione moo ngi koy signalé waaye teewut ñi bëgg a bokk ñu ngi ñuy signalé tamit y a de petits problèmes ci serveur bi mais nag il faut insister xam naa maa ngi ko wax Papa lay def sànq moo koy xool ci ligne bi nit ki mën a jàll 88 628 98 98 léegi lay doon. voilà ñu jël ñi ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ku baax ñu ngi lay nuyu kooku. Alaaji Moussa ñoo ngi lay nuyu. Alaaji Bawol moo lay nuyu di la ziare. ñoo ngi lay fay. di nuyu auditeurs ak auditrices yëpp. jërëjëf. di nuyu ay Sénégal Alaaji Boy Diaw. sëñ Mamadou Dieng ak ñiy dégg ci. jërëjëf sama goro Père Birahim.
di jaaj Père Birahim defem bu baax jërëjëf waaw di wax Pape Laye ne ko moom day daa takk mor sa bu xonq de te tëróor bi daal bari nañu koy jàmbat lool dëgg la waaw léeg-léeg noonu la ma dendoo def mais ñu ci waxtaan bi rek dëgg la affaire machine la di ci waxtaan bu am solo boo xam ne dañ ci war a waxtaan lu bari dëgg la mais yaakaar naa ne Moussa léegi bi ñu demee ba 10 heures jot da nga ñu may leen ma ñu jox leen mbirum mbas mi yaakaar naa déglu nañu mbas mi lu toll ci ñaari at waaw yoo xamante ne ruq ba gën a sore ci Sénégal du fa nit dalee mbas dalee nit wala du fa nit faatoo wala su ko nit jëlee bitim réew 10 heures su jotee ministre ma ngi koy def mu ngi ci def liggéey bu toll daan wax ñaata nit a faatu ñaata nit a wopp ñaata nit a wér Moussa ma la wax ne la milliards yi ñu génn ministre des finances su fekkoon ne da koo ñore noonu bët bu set saa yi doo xëyee di nga xam ñaata nit lañ financé ñaata nit a am commune bu ne ñaataa fay def dem ñaata moo fi def Moussa nañ waxtaan Moussa te xamante ne réew mi ñoo ko bokk dëgg la Moussa 1960 ñu ne dañoo am 60 nangam indépendance wallaay Moussa ñu am ñeenti alternance Moussa tey fii ñu toll fan lañ toll tey man waaw mooy ñañ yor tey maire local boo xamante ne dañ koo fal juróomi at mu nekk ci juróom-ñaari at ak genn wàll ñu ne dañ koy dolliwaat maanaam beneen 1 an nga xam ne day am ñaari mandat Sénégal yi mënuñoo dem élection mënuñoo am sañ-sañu tànnaat seen maire Moussa ñu ne problème amut Moussa kañ la problème di am Moussa réew mi noo ko bokk dëgg la Moussa na nit ñi waxante dëgg te yàlla tax Moussa nit mënta gëmloo nit ne leen loolu dañ ko bëgg a teg parce que ci waxtaan la ci yéen na nga ko nangut parce que Moussa 2012 ak léegi yàgg na ko lu mat fukki élection ànd na fi élection bu jot parce que Moussa dama jàpp ne Sud FM tey su ngeen doon régler benn affaire ngeen toog di ci waxtaan ne da ngeen koy war a jàllale INER su ngeen bàyyee ba INER jot te yàlla dogal na loolu mënta régler mais da ngeen di jàllale seen i xibaar dëgg la continuer waat ci waxtaan bi kon dama jàpp ne élection locale ku xam ni muy demee ci bi xamante ne wax dëggante yàlla ci sañ-sañ nit ñi am nañu sañ-sañ bu toll ci ne saa yi du juróomi at yi jotee yow Moussa nga soxla maire bi rawel la juróomi xob dina la da ngay toog opposé wu nga toog bu toll ci ne lu mu dogal ak la mu def lépp nga continuer ci toog di ko muñ boobaak léegi mu continuer am ñaari mandat ci sa kaw mais Moussa loolu wax dëggante yàlla ci réew moo xam ne dañu démocratie fa nekk Moussa nu démocratie ngéeme na Moussa nañu waxtaan président république man la ma koy ñaanaat di ko ñaanalaat yéen bi oyof ci kawam mu eggalee jàmm parce que réew mi ku ko bëgg di nga xamante li nga bëgg mooy niñ ko daan doxale mooy nit yor ko ba matal su neexee Sénégal yi jël ko teg ko ci yeneen loxo loolu mooy jàmmi réew mi loolu la ñuy ñaan mais Moussa loolu daa am yoon wu fa jëm am na lu mu tund xëy ngeen ci seen rajo bi mu am fi lu mat fukki fan ak juróom yoo xamante ne da ngeen di technique kenn newut salaamaaleykum plateau yi journaliste yi di woote ku ñu woo nga fa tëj sa téléphone lan moo xewan kenn ñaanatu egg fa par exemple wéetaay boobu mu wéetaayam ba ñëpp ne ko na nga génn mu jël ay engagement ne Sénégal yi dégg naa leen xam naa leen wax na dégluwaat Sénégalais yi te lu yomb la mooy jël mbir mi parce que lépp nekk ci dëgg yàlla rek moo ko man am na lu mu yëg am na lu mu yëgul mais am na ci loo xamante Moussa façon bi ñu koy doxale gënul baaxul ak discours yoo xamante ne discours yu arrogant yoo xamante ki koy wax yaakaaru ci dara lu passé dugg ci ab rajo wax ko bu dëkk bi tàkkee mu dem toog kii fi nekk moo am doole dañoo soxor dañ koo bañ dañ koo def nangam si yàggut Moussa 2012 président République dafa bokkoon ci parti am lu mu doon dox suñu borom am sañ-sañ bu dañ koo tooñ wala tooñuñu ko mu am sañ-sañ bu toll mu génn libre dem ci Sénégal yi wax leen liñ bëgg Sénégal yi ànd ak moom jox ko Moussa yoon woowu dafa bëgg aay mënta aay nañu deedoo si wat suñu ay xel ci wax nit ñi nañu bàyyi xel ci mbas mi bu baax a baax mais man daal jàpp naa ne moo xam muy gerte moo xam muy ceeb moo xam lu ñu bëgg a joxe nii nga xamante ne nee leen ñiy faatu ñore nga xam ne dañ ko wutal communication par exemple lu ne wax lu ko ñetti weer yu ne ministre yi dañ dem ak premier ministre dem ak premier mois bu ne damay dem bale c'est-à-dire ñu amee communication boo xam ne dañoo mel ni luy théâtre ba gañ yéeme na waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëñ bi kon ñu tant que ñu réglé lii di ligne bi c'est vrai que incité leen rek ñu xool dafa xaw am certe tuuti mais Pape Lay mu ngi ci 88 628 ñu xool ñu may ñu asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw ku baax na nga def. Alaaji Moussa Thiam. naam. Ibrahima Diop ma lay nuyu les bu baax. ñoo ngi lay fay Diop. Alaaji Moussa. kon président day wax ngoon. ah waaw da ko daan def de. man dinaa laajte bu ngoon lan lay wax. jaaxal na ma lool de.
ah war naa wax kay. barki démb Njaay la mujj a génn. waaw. gannaaw ba fukki doom ak benn dee ci réew mi. mu génn wax di la ñetti téeméeri milliards. est-ce que milliards yooyu commencé na ko investir wala waaw wala déet ba pare. waaw ah commencé na. yàggul di ba mu ko ak léegi. waaw ndax commencé na quoi laa laajte waaw wala déet. waaw non xam nga loolu tamit dafa am lu yoon bu muy jaar ndaxte yoon yi la ñu war a rëdd ba pare. waaw en tout cas de réew mi moom. sonn nañu. te yéex naa génn lool nag fukki juróom-ñeenti at yaa nga jiite comme réew. boobu léegi lay soog a xam ne ay ndawam sonn nañu gannaaw bañ fukk ak benn faatoo jàpp fukk ak ñaar. saa réew métti na de. te war na ko xam ne lii fi xew-xew yi fi jaar gis na ko war na see jël leçon bu rëy a rëy. seet bi mu tere nii day bañ jaxasoo gu moo tax mu tere ko ay nit ñi ngi dem mitin. dem Kaolack après ñu fa doon mitin. béykat bi am na ko wax ni Abdoulaye Daouda Diallo dëkkam ni mitin na fa. wala loolu du jaxasoo ay nit. moom li muy tere waa kër ñu ngi koy def. mais dañoo lever état d'urgence bi bu yàggee lever nañu état d'urgence bi. ma ne lever nañu état d'urgence bi sëñ Diop. d'accord naa mais dañuy bañ jaxasoo gi. waaw. moo tax fee beneen def la. waaw léegi jaxasoo wala bokkuñu. waa jaxasoo du jaxasoo rek. en tout cas li muy tere ci askan moom ay nit ñu ngi koy def. mu seetaan. te ñun ñëpp ñooñu jaboote nag. nit booy tere da lañ cey jiitu. dañ cey jiitu ak seen njaboot. jërëjëf sëñ Diop ñoo ngi koy gërëm di ko sant sëñ Diop ci ñu xaar di le temps que waaw ñu may ñenn ñu jaar suuf en attendant ñu régler. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Moussa. naam. Ansoumana Dione. Ansoumana na nga def. ñu ngi sant bu baax a baax Thiam. ñoo ngi lay nuyu Dione. di leen dolli sant ak di leen gërëm. jërëjëf Dione. di ndokkale njiitu réew mi président Macky Sall. waaw. ci 4 avril bi ñuy waajal nii. dëgg la waaw. ndaxte sant yàlla la ñu ne réew mi moom na boppam ba mu am juróom-benn fukki at ak benn. dëgg la. loolu ñu ngi ko ci ndokkeel moom mii nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp réew mi. ñu koy diggal tamit nag wax dëgg yàlla mu bàyyi xel ñi nga xamante ni ñoo amee feebaru xel nekk ci mbedd mi di taxawaalu. dëgg la. président Macky Sall bi mu faloo ak léegi. suñu borom moo dogal ci ay discours am. duñ ko ci dégg. te nag soo jabootee da ngay yemale ñëpp. waaw. da ngay yemale ñëpp ndaxte réew kenn mënu ko defar. fekk nit ñi nitewuñu. dëgg la. fekk xel yi donc nammuñu ko. gis nga réew mi Moussa. xale yi dañu jëm ci wéri di xel. li xew nii fan yii passé coow li fi jóge nii ay nit di reyante ay nit di yàqante dem ci ay magasin di toj loolu dafa wane fi suñ xel toll ñun donc Sénégal. bu ñuy wax feebaru xel nekkul rek ki nga xam ne moo taqaliko ak sagom mooy ki mënta jëfandiku ak xelam. bu ñu demee ba alkaati yi ak ndaw yi di reyante. ci kanamu kilifa yi loolu musiba la. président Macky Sall na bàyyi xel bu baax a baax nit ñi tabaxee ay tali. di ko tabaxee ay hôpitaux. noonu la ñu war a tabaxee nit ñi. noonu la ñu war a tabaxee xel yi. mais du ma dañ di ko wax. mais nan la ñu war a tabaxee si lan la ñu war a tàggat ci citoyenneté ci yooyu yëpp wala ci naka. xam nga boo demee ministère de la santé. da nga fay fekk division de la santé mentale. lépp loo xam ne ni dafay aajo ci mbirum xel. boo jëlee éducation. nga jël donc wàllu liggéey. nga jël ci wàllu lekk gi parce que nit ki am na yoo xam ne tant que matul ci moom rek. du mën a nite. waaw nit ki su xiifee du mën a ànd ak ngorom. nit ki boo ko jaayee doole du mën a ànd ak ngorom. boo jëlee tey géej gi tey niñ ko joxee waa bitim réew. nappkat yi toog amuñu doog luñ napp. maanaam fexe ba nit ki mën a sàmm ngorom. sa dignité la dignité humaine elle est extrêmement importante. waaw lu am solo la. te loolu yëpp nag malheureusement. suñu njiit yi ñoom loolu yitteelu leen loolu. boo seetloo suñu kilifa yi dafa mel ni président ministre yi ñoom ñoo gën a aakimoo alalu réew mi.
te loolu Moussa dafay feeñ sax buñ la joxee plateau tengal wala ñu jox la plateau biscuit ne la séddaleel. waaw ci dëj yi ak ci ngénte yi da ngay gis kuñ jox plateau biscuit mu tibb def ci poosam. waaw gars yi naan ko jaajëf waay te xamul ne moom warul sedd boppam dañ ko ne séddaleel. waaw buñ la joxee réew ne la yoral. waaw mais yaa ci war a gën a néewle. waaw lu wóor waaw yow waroo ci am. dëgg la waaw séddale. xoolal gars yi xoolal tey présidence xoolal assemblée xoolal conseil économique et social. xoolal HCCT. ñoom ñëpp dama assemblée nationale. dëgg la seen caisse noire yooyu noonu. xaalis boobu ci askan wi la waroon dem. dëgg la. tey jii président Macky Sall man dama koy ñaan solennellement. fu waay mën a nekk na ma jottalil kàddu gi président Macky Sall. nañu dimbale ñi amee feebaru xel ñu nekk ci mbedd mi. waaw loolu buñ ci jublu woon si ñu amee feebaru xel bu ñu jublu woon ci xel yi. man jàpp naa ne réew mi dana changé parce que 61 ans d'indépendance. Sénégal toll fii mu toll nii tey jii. nga xam ne nit ñi bëggante wuñu nit ñi baalante wuñu ci benn 100 francs Moussa. Moussa ñaar fukki dërëm. nit rey ci nit Moussa. waaw yéeme na waaw. ñaar fukki dërëm. nit rey ci moromam. ak ni bakkan fooree. xoolal benn histoire de viol présumé leer naam leerul ñu rey ci fukki nit ak ñett. waaw ndax boobu réew nite na. yéeme na. nañu toppatoo xel yi président Macky Sall lépp lu mu jàppoon na ko bàyyi te jiital xel yi. jërëjëf ma daaneel nag si li nga xam te ni moom la ñuy ruumandaat am na wala du am. muy lan président Macky Sall su fekkee ne dafay def remaniement ministériel. Moussa na ci génnee njabootam. waaw na ci génnee njabootam. Moussa na jiital borom xam-xam yi. na jiital ñi bëgg réew mi waaye bu mu jiital homme politique yi. très bien. loolu daal lay tàggalu ko ak moom. di leen sant nag Moussa di wax ne seen émission bi président Macky Sall war na di ko déglu moom ci boppam. parce que li ciy génn ci askan bi. wax dëgg yàlla du leen lu pour njëriñu askan bi man di sant nag. donc di leen gërëm. jërëjëf Ansoumane ci intervention boobu waaw kooku ci ligne serveur bi nag léeg-léeg mu xaw a sant Sarr tuuti wala Sow waaw ñu xool yaakaar naa nag si jàppandi na asalaamaaleykum. aleykum salaam. waaw ku baax na nga def. sëñ Moussa. Sow waaw sooy na ñëw de yaa ci nekkoon. ñu ngi leen di ziar. ñoo ngi lay delloo ziar waaw. naka waa kër gi. alhamdulilah ñu ngi jégalu bu baax nag dog-dog yi léeg-léeg. di am kontaan ci. thème bi. dëgg la. allo. allo ñu ngi lay dégg waa ñu ngi lay dégg. allo di indi rek suñu contribution. ndax bi ñu amee indépendance ak léegi. ku ci judd woon defe naa war ngaa dem retraite. dëgg la waaw. te boobaa ak léegi boo ko defee. am na lu bari loo xam ne li sooxe la. dëgg la. bi ma ciy jëkke mooy jikko yi. waaw. Moussa nit ki boo ko yar da nga koy gën a yaru. waaw. bu fekkee ni bi gënuloo ko yaru yar ba dana def. dëgg la dëgg la. te réew mi boo xoolee fi mu nekk li fi xew ci jikko. boo nee jikko nag da ngay daal di tudd ñëpp mais am na exception. mais boo xoolee li gën a bari. li gën a bari surtout ci ndaw ñi lay wax. yar yi des na lool. waay. tey xale li mu ñimee wax ak li mu ñimee def tolloon na ay jamono xale ñi ma koon wax ñi ma koon a def. dëgg la. boo ko waxee nag tey maa ngi soow ko dana am fu ñu làqu fan la ñuy làqu mooy démocratie. mais démocratie bu ñu contrôlé wul anarchie lay doon. dëgg la absolument. te fii ci biir réew mi suñu démocratie bi dañu ko contrôlé wul. ndax tey démocratie bu fekkee ne bii nit ki daf koo xotti. te nga néew doole dinañ la teg ci yoon. mais bu dee da nga xotti démocratie te nga am doole kenn du wax dara. dañuy daal di indi circonstance daganal ko. léegi am na ko doon wax ci wàllu ndaje yi ñu def xam nga feebar bi bu fi ñëwee dañu ne nañu bàyyi dajaloo bi nañu bàyyi lii nañu takk masque. police yi dem nañu sax de boo takkul masque ñu jàppal. waaw ki doon tere loolu tey bu dee jël ay car di ci sarse ay nit di yóbbu di def ay meeting yow mi ñuy tere masque bi ci kaw tali bi nooy def. waaye yor otom di si sarse oto bi boobaa bu dajeek alkaati bi muy def. mënatu koo jar. loolu benn la beneen ba ca des mooy Moussa boo demee ci barabu fajukaay yi muy hôpitaux yi. Sénégal ba mu amee indépendance ba léegi li fi nekk ci ay jafe-jafe ci hôpitaux yi.
méngoowul ak ni réew mi dox. waaw méngoowul. parce que tey jii am na feebar yoo xam ne bu arrivé nit ñi dafay génn bitim réew. waaw bu dul loolu du faju. waaw. beneen ba ci des boo duggee ci. lu ma ci gën a yéem sax mooy feebar jalis bi maanaam feebar roño bi. waaw ndeysaan lu buñ yéeme la ko dee nettali sax yow sa yaram dafay daw. man kay damaa teew seen jotaay bi keroog waa lay sama àdduna bi daa tukki. buñ la ko dee nettali feebar bi nee na sa yaram dafay daw mu wër la ni ñu mu daal tey am nañu ay jafe-jafe. ndax loo xam ne li semaine bu nekk di nga ci ñàkk. weer bu nekk di nga ci ñàkk au moins 200 000. waaw mais état mu ngi ciy def effort quand même. ma ne état si privé bi ñoo ngi ciy def maanaam ci public bi waaw ñu ne ñoo ngi ciy def effort daal pour jàppale leen bu baax a baax. waaw xam nga yooyu yëpp ay jafe-jafe la. temps bi gàtt na xam naa ne pour wax lépp dafay xaw a jafe. mais dañuy def rek ay junj. dëgg la waaye boo demee ci wàllu koom-koom. allo. waaw ñu ngi lay dégg. waaw boo demee ci wàllu koom-koom. Moussa duggal ci suñu industrie yi. am na lu bari loo xam ne li tey ci Sénégal lañu ko doon liggéey léegi dañu koy jéggi bitim réew. demal ci marché yi. bu dee ci wàllu lekk. bu dee ci wàllu lu ñuy sol. bu dee ci wàllu meuble. ak lu mu mën di doon yooyu nga xam ne fii lañu lu ci gën a bari fii lañu ko daan liggéey ay benn nga ko daan gis ci réew mi. kon bu ñu amee indépendance depuis 60 ans. mënuñoo liggéeyal suñu bopp lal bu nu toog. mënuñoo liggéeyal suñu bopp yére bu nu sol ba mu doy sëkk. mënuñoo bayal suñu bopp dund boo xam ne bii dañu koy dund ba at mi jeex. te duñ jëggaani war feneen ñàkk jëggaani mënul ñàkk waaye nag ne ñu limité ko. li gën a bari nekk suñuy artisan bopp. lu gën a bari nekk li nga xam ne li mooy entreprise yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi. ak lu ñu mën di liggéey moo xam ci lu ñuy sol la. moo xam lu ñuy lekk la. moo xam lu ñuy oto bu ñuy dawal la moo xam. yooyu yëpp mu nekk loo xam ne lii dafa sooxe. te yu tuuti yi ci am sax ñi nga xam ne dañ jóge bitim réew dañ ci teg seen doole. te doole boobu ñu ci teg ñi nga xam ne dañ ci daan seen doole ñu di leen fay. néew nañ ci lott nañ ci. pour kuñ ci xawi sa ax nga mën koo jot. da ngay daw bu bëgg a dee. doo gis koo xam ne kii mooy taxaw delloo si waat kooku ne ko nañ ko teg ci yoon. mais relance tamit mais même relance li nga xam ne moo di société yi nga xam ne dañoo jàpp ni dañoo daanu te loolee mën na lijjanti tamit yenn jafe-jafe yi. relance Moussa relance bu ngi yem ci ay wax rek. xam nga defar slogan ñëw ci rajo wala discours yomb na. mais pratique bi li nga xam ne moom la ñuy pratiquer. di ko dund kooku Sénégalais bu nekk boo xëyee da nga koy dund. dëgg la. tey ñi nekk ci benn banlieue bi tey xëy di daani seen doole Dakar ku ci xëy passe aller retour nga yor. doo ndekki wala doo añ. am na ñoo xam ne ñi boo dee ñibbisi ci timis gi da ngay gis ñuy dox jëm Pikine. dëgg la. dëgg la embouteillage la ñuy wax mais en réalité boo dee seet li ci gën a bari xëy benn passe la ñu yor. paas yi léegi fi mu nekk amatul règle boo xam ne bi moom la état bi tëral man dama daan gis transport dañu ko daan def ay tableau boo duggee ci oto bi gis tableau bi mu wër la ni yow fii nga jëm nangam ngay fay mais coxeur bi ak apprenti bi ñooy fixé prix yi waaw Moussa ban réew la ñu ne waaw loolu li ñu war a régler la nekk boo xam ne bii li dagan daal tey jii mooy li nga xam ne li mooy li neex autorité yi boo ko waxee nag ñu meral mais li neex autorité daal mooy li dagan lu leen neexul moom daganul boo ko defee ñu daal ci sa kaw amuloo ŋàññ amuloo droit critiquer amuloo droit loo ci def ñu classé la ñu ne woy parce que waa ji fii la bokk nit ki nag bu fekkee ne bi da nga ànd ak moom da ngay dañu may waxante dëgg dañuy wax ne ñaari mag bu ñu àndi dina bonte am na ko rep mooy diggante population bi ak état bi parce que am na koo ci wax dëgg tey mu ne opposant la koo ci wax dëgg tey mu ne opposant la c'est difficile waaw dëgg nag yàllaa ko moom dëgg la un état war nay déglu population war na am na ñoo xam ne ñu bu ñu waxee ñu déglu leen donte la sax xëy na bu ñu ko doon def sax nañu lay jox sax gëdd tuuti au moins ñu déglu la nga développé ñu seet la nga xam ne li mooy intérêt réew mi ñu doxal ko waaye defar ay slogan te yow slogan yi ngay defal doo ci appliqué dara anitaire bi ñu noonu dañuy defar saxaar gi loolu tey ji Moussa bu fekkoon ni bi wagon yi fi nekkoon raay baa ngi fi lépp a ngi fi bu fekkoon ni bi tey dañoo jël milliards yooyu ñu def ko ci chemin de fer tey jii embouteillage bi am tey jii nit ñi nga xam ne dañuy dankaloo ci arrêt yi bu wàcc jotee mbaa bu xëy jotee dama ni kon saxaar gi dina ci mën a mais sëñ Moussa est-ce que foofu le problème nekk parce que on doit pas refuser le progrès également dañoo war a dem ci progrès mais le problème mooy ñi nga xam ni da nga koy def ak intelligence mais je suis d'accord mais le problème mooy aussi mooy ñi nga xam ni man sama problème mooy ñi nga xam tamit dañoo jël seen i kër ay borom kër ñu fujji leen def locataire mais ba léegi problème bi moo ngi demeuré mais locataire Moussa locataire du fi gaaw a jóge xam nga lu tax du fi gaaw a jóge parce que boo seen i kër la ñu daan jaaree la fa terre bi mais ba léegi mënuñu leen mais bu fekkoon ne bii tey borom alal yi jëluñu waafuñu ci boof ci kaw suuf si dama ni kon ñi néew doole am ay salaire parce que Parcelles Assainies ak SICAP ba ñu ko daan def ak HLM
ba ñu ko daan def dañu ko doon defoon pour salarié ñi nga xam ne dañoo néew doole ñu mën di am kër au moins mais tey jii. non man si ndàmpaay bi laay wax moo ci gën a am solo parce que ñi nga xam dañoo daan seen i kër am na ñoo xam ne jox na leen seen i xaalis am ñoo xam ne dañu waroon accompagner waaye am na ñoo xam ne dañu leen digoon daane këru nit tey amul nga naan damay wuti budget nan ngay daanee këru nit naan damay wuti lu ma ko dàmpe boo daanee këram ci suba gi kay bu ngoonee war nga compter jox ko ne ko am wala boog au moins nga ñëw waxtaan ak moom ne ma ko dama am yéene daane fii lii nag la ñu leen di jox nga génn ko jox ko délai nag del ne ko délai bi bu jotee nag nga génn parce que ki nga daane këram tey nga xaar ba weer bi dee nga jox ko la nga koy jox waa fan lay dëkk ñeeme na ak waa la nga koy jox lay fayalu yaas c'est jërëjëf balaa am kër xaalis ba jeex mu nekk ñu mbedd mi taxawaal waat commencé waat à zéro jërëjëf sëñ Moussa il faut que ñu toogaat te loolu état bi la il faut que ñu toogaat ñu def autocritique bàyyi nit ñi ñu exprimer ñu déglu leen parce que bul xeeb ni dem parce que mu nga dëkk ca dëgg la jëmbal wala mu nga dëkk fële nga ni kii du ma ko déglu nangam ak nangam mais ki nga xam ne ki dafa tëju ci bureau am na tout le confort qu'il lui faut mu ñëw defar discours ñëw tagal la ko nga discours baax na mais doo gis dara jërëjëf sëñ Moussa ñu lay gërëm sant jërëjëf ci intervention bi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM 98.5 dëgg la tey nag dañu am jafe-jafe lool ci serveur bi ma ngeen jàll si 825 18 30 ñu jël ki ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Moussa na ngeen def. ñoo ngi sant. ñoo ngi ziar bu baax. ñoo ngi jégalu de ci dog. jaajëfal waa ligne bi moom naqari na tey. waaw jërëjëf. parce que Moussa de ku nekk 4 avril. ne la fête de l'armée. waaw. loolu dama si ñaax ñiitu réew mi. dëgg la. parce que faay boo amee dañ ci war a jàngat. ñu daa seetaan défilé yi. bu ñu wanee li armée bi yor. waaw dañuy wax notre pays en sécurité. waaye li fi jot a jaar. ci 3 mars bi. wala na Sénégal dese na lu bari. jël waay. bu baax a baax. parce que man dama jàpp ne bu doon amoon nañ sécurité dëgg. li fi xaw mënoon naa bañ a antu. waaw. wax dëgg yàlla man gis naa ay fay daal. caméra yi ñu doon topp di wax man dama gisatul sax utilité bi. ah waaw. man jàpp naa ne budget booba ñu sa def. te buñ ko investiroon ci wàllu dex gi. aménagé ko. yóbbu jeunes yëpp a bëgg nag. waxuma ñuy wax ay jeunes kii. gis nga nit la nga koy dimbale day fekk mu bëgg ko. waaye boo jëlee aménagé surface. nga jël ma sàmba fee ma demb fee yóbbu. te fekk kooko mbay ñoralu ko. investissement bu yàqu lay doon. sama jàpp naa ne en général liggéey yi ñuy wax dañ koy wutal jeunes yi. lu ci ëpp loolu moo koy indi. dëgg la. man foofu la ay jàpp. dëgg la waaye nag ku xayma Sénégal ba mu amee indépendance 1960 ak léegi. am na ay faay. am na yoo xam ne am nañ ci ndam. mais am na yoo xam ne am nañ ci faay. dafa jot nag ñu teg ko ci taabal ji jàngat ko. te teg couleuru parti yi fële. ñu jël Sénégal teg ko. vert jaune rouge. ku ne gis ci sa bopp. dëgg la man defe naa ne loolu mooy priorité. que priorité intérêt personnel yi nga xam ne. dañ koy wax ngir parti ba ñu bokk. wala nit ka nga xam ne am nañ soppe ci moom ne bu ñëwee ci réew mi moom moo koy kii. ñoom ñëpp kenn ku ne plan nga yor. ne Sénégal man su ma ko yoree façon bii laa koy yoree. mais wuuteeg sa morom façon. bu mu tax nga yaakaar ne yow yaa baax sa morom daa bon. dëgg la loolu gis-gis la. dëgg la. mën naa gis ne sëñ Moussa ne buñ ko joxee Sud FM nii la koy yoree. Baye Omar Gueye ne bu yoree Sud FM nii la koy yoree. Adama Ndione ne bu yoree nii la koy yoree. mais loolu warul tax ay tiraillement di ci am. dëgg la absolument kenn ku ne da nga jàpp ne nii laa war a doxalee pour boîte bii ñu bokk pour mu jëm kanam. dëgg la wallaay. Sénégal foofu la ñu war a tegu. ça c'est vrai. waaye war nañ dàq intérêt personnel. man damay par des fois damay rus. man duy caaxaan man damay rus. en tant que ndaw. nga ndaw buñ ko naayee doyee xeexukaay rek. waaw. bon say boo mu dem tëddi nelaw. yéeme na. xam nga par des fois tamit da ngay dégg wàllu emploi bu tegoo. ñu wax waxi formation professionnelle. man nag benn mot bi rek moo ma xaw a daf maa génn li ko mooy employabilité chaque jour ñu koy wax rek concept boobu. sëñ Moussa xam nga lu tax ñu koy raté. yaa ngi dégg ñu ne formation. waaw man sëñ Moussa def naa formation professionnelle. waaw électricité industrielle. am sama CAP. est-ce que moom laay liggéey. déedéet defuma ko. waaw. pourtant su ma defoon ni yenn gars yi tey taxaw. ne état daf ñu war a jox liggéey rek toog. est-ce que dina am xaalis bu ma wootee dugg ci rajo bi. déedéet. du ma ko def. bu ma toogee rek ne li ma jàng rek laa war a réussir. waaw non
te état yëpp nag foofu lañ defee problème si wàllu liggéey. waay waay gis nga liggéey ku yaakaar ne da ngay toog rek ñu créer la benn société jël nga dem liggéey non non. man dafa am lu ma gëm loo xam ne américains yi moom lañ gëm. nit lu mu mane. waaw. foofu fii demaguñ si côté boobu rek. problème emploi duñ ko mën a résoudre. dëgg la dëgg la. il faut nit kenn ku ne la nga mënee nga def ko. nga def ko. état nag créer condition yu tege normal. très bien. kuy taxaw di wax nag. xam na des na. bu dee dañuy waxante dëgg rek. Sénégal ba mu amee indépendance ba léegi. ñu toog fi di wax wàllu transport. ba léegi mënaguñ am transport bu normal. waaw c'est un problème. dégg naa léegi ku ko wax ci wàllu transport boo daa dugg. da ngay gis ñu taf. tableau bi waaye du receveur bi wala client wala chauffeur bi ñooy déterminer transport. waaw. xam nga dernier transport bi ñu mujjee signé ci kañ la bii fixé transport yi. jamono Ablaye Wade ak Moustapha Niasse. waaw keroog sax interpellé naa ci ministre ba mu ñëwee garde moo maraîcher ma ne ko nag loolu kañ mu ne ma commission bi dinañu réunir sous peu. waaye commission ba kañ sëñ. waaw xoolal Moustapha Niasse ak Ablaye Wade. waaw. dernière signature bi ñu génne wàllu transport. yàgg la na woon de ba léegi. yàgg na de. waaw xoolal loolu. waaw yàgg na ñu bëgg ne sim réew lañ nekk réew. état da ngay organiser. dëgg la waaw kenn ku ne lam war a def mu def ko. absolument. fii ak demaguñ ba toll foofu état nekk état bu fort boo xam ne day jël ses responsabilités. commerçant bu mel ni man du toog fee rek yokk ciment. absolument. ñu daal di continuer askan wi di si gën di dee. comment se fait que benn tonne ciment di jar Dakar 70 000. la dem Mbour muy jar 73 000. te ñaari usines yi ñetti usines yi def ciment ñaar yëpp nekk si région de Thiès jege Mbour bay bëgg a dee. absolument oui. il faut état mu teg kenn ku ne li nga war a tegoo nga tegoo. mënuma comprendre ciment di jar 58 000 francs Gambie. Sénégal usines yi nekk bi muy jar 70 000 à Dakar 73 000. à Mbour. boo génnee hors de région bu gënee sori mu gën a seer. il faut état jël ay responsabilités ci pàcc bu ne ba nga xam ne la mu fa war a jël. mu jël ko du question ministre rek dañu nommer des directeurs de société. nommer ay préfet ay sous-préfet. loolu lépp di administration ñooñu ñoo war a saytu lenn lu ne. pàcc ba nga nekkee la mu war a doxee nga saytu ko. dëgg la. ba kenn ku ne mën see gis boppam nommé wuñ leen rek pour uniquement dañ leen a nommé pour diriger. dañ leen a nommé pour ñuy saytu Sénégal yi. seen souffrance ak yooyu yëpp. dëgg la da ci am solo. Sénégal nag dafa am lu ma gën a metti sëñ Moussa. gis nga boo nekkee opposant dañ lay permettre nga def lépp. gis nga nag bis boo demee ba rëcc pouvoir. waaw dañu fàttali la sa dégâts yi nga doon def ba nga nekkee opposition yëpp. pourquoi boo ko nekkee duñ taxaw wax la dëgg gi. dëgg la waaw pour puisque boo yéegee nga xam ne ay nawle nga am. amoo ay surga. dëgg la mais da ngay def ay faute boo nekkee ci opposition. tey Macky Sall ñi koy critiquer ñëpp man témoin la. parce que tuddee woon nañ ma bukk bu sàngoo deru bëy. bi may critiquer Macky Sall. mais tey ña ko doon jàppale ci opposition ba Moustapha Niasse jëlee xeer ba ña sa àndoon ak bañ doon yàq assemblée nationale. ba Sénégal tey député bu ne ñu yokkal la sa salaire. indemnité de logement. mais ñooñu ba loola di am ñoom ñoo doon def loolu. tey ñoom ñoo taxaw farewaat beneen côté. te li waral loolu mooy ñàkk jiital njariñu réew mi. absolument waaye bu ñu jiitaloon njariñu réew mi. boo ànd ak nit bu yàq da ngay taxaw ne ko bul yàq. très bien. fi may gën a daanele mooy wàllu Auchan ak yooyu. man loolu dama ci transigeant. dañu war a fexe sénégalais commerçant yi ñu ne xool leen modèle bii tey Auchan def. ñu fexe ko def mu réussir mais pas di leen yàqal di leen xajamal ci. absolument comme ni ñu def organiser wu. comme ni ñu def ci pétrole bi quoi comme ni ñu def ci énergie bi ak courant bi 300 mégawatts yi. waaye ñooñu dama leen di féliciter. bu baax a baax c'est d'ailleurs privé. yu am fitu jël seen xaalis 220 quelques milliards nga investir ko. absolument te dañoo déggandoo ñoom seen biir du benn ñi ko def. waaw pourquoi mënuñu def noonu lu mel ni Auchan yi bu ko defee tey ñu abal ñu. force dañuy abal parce que buñ demee ba Sénégal yi def ko fi. bu boobaa dañuy jënd ci ñoom. waaw gars yi nga comprendre mais nag bàyyi ñoom ñi lu mel ni Auchan baax na ci état bi. parce que day réguler marché. absolument waaw baax na ci. parce que ku weddi loolu laajal Ablaye Wade bi mu fi amee jafe-jafe. commerçant yi yokk saako ceeb 20 000. waaw mais tamit sénégalais tamit léeg-léeg ñu baal ma jox ci baaxul tamit si mbokkam sénégalais parce que léeg-léeg day yokk enchères yi. déggoo ma ne la Moussa man commerçant la mais commerçant moo gën a bon man wax naa ko. ci rajo bi maintes fois dëgg la bu dara yokkee rek ñu ay ca spéculation bi maintes fois. mais lu mel ni ay Auchan yii. day régulariser marché. oui absolument waaw. parce que dañ leen war a dimbale. mais tey bu doon commerçant ay dong ñoo fi des musiba la. jërëjëf parce que xaalis la ñuy jiital. jërëjëf sëñ bi ngeen bal ma bu baax waaye. kontaan nañu bu baax Ablaye Ndiaye marchand ambulant kon ci ñu jël si 833 825 18 30
waaw tey nag dañoo am jafe-jafe ci ligne bi serveur bi kon nag ñu su nekk am na ku bëgg a bokk ñu jaar foofu 33 825 18 30 sur seen rajo yéen a ngi seen biir émission loo ci xam. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ku baax na ngeen def waaw. waaw Ousmane ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar bu baax. jël nañ la ziar alhamdulilah. waaw tey de serveur bi moom waaw day am léeg-léeg affaire machine moom. yéeme na waaw. ñu ngi ziar di rafetluwaat sa thème bi. jërëjëf. yow ñoo di la sonné. à la veille de l'indépendance. waaw ñu ngi xool xam ñu toll ci suñu indépendance quoi. yaakaar naa ne suñuy def jàngat ak bilan daal. waaw lu bëri des na. waaw lu bëree des na. comme la nag la. parce que soo xoolee ci secteurs yi ci ëpp wala lu ëpp ci secteurs yi bu ñu dajul wax lépp. donc koo ci laal. xam nga dañ toll ci période de reconstruction. tey ñuy laaj. waaw ci moom la dogee kon dégg ngeen ko 33 825 18 30 ñu mën a jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. allo. waaw ku baax na nga def. El Hadj Moussa. naam. Diop na nga def. waaw Diop ça va bisimilah am taal alhamdulilah. di la ziar di kontaan ci wax émission bi. jërëjëf. waaw El Hadj Moussa. naam. war nañu xolaat suñu bopp bu baax te gëm suñuy nationaux. mais suñu réew mi dafa mel ni ñoom dañuy favoriser les étrangers yi au détriment de nos nationaux. comme quoi. parce que boo xoolee lépp li nga xamante ne dañ koy jëlee ci sunu suuf si. daanaka internationaux yi ñi jóge à l'étranger lañ koy jox. defal leen ay faveur yoo xamante ne Sénégal duñ ci gis seen bopp. waxuma la dara sax mais ñañ koy employé sax. dañ leen di teg ci conditions yu difficile. boo xoolee fa ñuy exploité zircon bi. loolu nga xamante ne am na ñoo xam ne licencié nañ leen sans droit confiné nañ leen pendant des mois. ba pare licencié leen. boo demee ci cimenterie yi même chose Sénégalais yi gisuñu seen bopp ay bu ñu leen embauché dañ leen di jël ay contrat ay kii nu mu tuddati ay journaliers lañ leen di jël di leen exploité te loolu état bi war na ci taxaw Sococim boobu ñuy wax. dégg naa am nañ information que ne 10% yi ci état bi jox amoon sax jaay na ko. donc Sénégal amatul dara ci Sococim. nga dem ICS la même chose ICS c'était le moo doon fleuron Afrique de l'Ouest. xool ni ñun ñoo moom suñu lépp mais xoolal indiens yi ñoo ko moom léegi. Sénégal yi ay journaliers yi lañ leen fay jël di leen utiliser ni mu leen neexee di leen dàq saa bu leen neexee. donc dafa mel ni ñun nous sommes étrangers dans notre pays te boo ko xoolee. ci projet yi fi am yépp ak exploitation ressources naturelles yépp Sénégal yi gisuñu seen bopp. te loolu lu ñu war a rectifier la rapidement. état du Sénégal daf fi war a nekkal sénégalais yi. dañu bàyyi corruption bi di fa bàyyi étranger yu ñuy favoriser. dañu war a am ay université yu baax. dañu war a am ay hôpitaux yu baax. ñuy former xale yi bu ñu demee université teel leen a orienté boo demee université na mu mel xam nga ne jaadootul. lañ ca prévoir ak actuellement la mu jël jaadootul. Macky Sall bi ñu fi toogee ba léegi ban université lañ ñu defal pour désengorger université Dakar bii. chaque région waroon na am université de son nom war nañu am hôpitaux digne de son nom yoo xamante ne kenn dootul jógee fii naan da ngeen di fayo daal di fajo ji à l'extérieur ci xaalisu sénégalais yi. loolu du dëgg du yoon il faut que ñu respecter sénégalais yi. fexe ba nga xamante ne ressources sénégalais yi Sénégal daañu ci gis seen bopp. emploi du état mooy jox ku ne emploi mais état mooy créer. conditions yi nga xamante ne emploi dina mën a am. dëgg la te ñu ngi joxe sunu suuf si teg ci. sunu suuf si ñu ngi koy joxe. mais 880 et quelques mille hectares yoo xam ne. 890 000 hectares yoo xamante ne. ñu ngi koy joxe ay étranger mën naa ci sot cité 16 pays. mais Moussa loolu jaadu na. mais suuf si nga xamante ne war na générer emploi yu bari. dans tout ça dans tout ça sénégalais yi anañu ñoom ñi si dans l'investissement sénégalais yi war a investir parce que da ngay gis ne day am ay conseil national patronat da ngay gis Sénégal ñoo leen war a jàppale. waaw. gis nga les chinois les marocains. les turcs suñuy dem seen président buy dem day ànd ak ay homme d'affaires am jàppale leen am seen i banque
seen banque di leen financer ñu mën a di am ay marché. waaw te loolu Sénégal mën na ko banque yi fi nekk yëpp au niveau du Sénégal c'est des étrangers même bu ci ay sénégalais nekkee tamit. étranger lañ fi toogal. même ba ci turbine à gaz boobu ñu ne dañ koy construire. boo xoolee ñi nga xam ne ñu naan ay sénégalais lañu mais c'est des sénégalais yoo xamante ne ñu ngi ci état bi mën nañ ci turee mën nañ ci wax kooku sant xaw ma Dia. waaw mais c'est un investisseur aussi. ñooñu fu ñu jëlee alal ji. loolu la ko jot. te boo xoolee ñu nekk seen ginnaaw ay étranger banque yi nekk ci ginnaaw ñen ñoo moom banque yi il faut que ñu def attention de faut pas que ñu embarqué te ñoom seen turbine à gaz boobu suñu gaz bi la ñuy jël suñu gaz boobu la ñuy exploité dem jox ko dem di ko jaayaat Sénélec ba pare di ko jaayaat Sénégalais lu cher. mais loolu ñu xoolaat ko. loolu terewuñ ko je pense bien. non suñu gaz. Sénélec mën na loolu Sénélec war na ko mën a defal boppam. non c'est-à-dire ils veulent que privé bi di impliqué wu ci ay maanaam programme yoo xam ni mën nañu tamit li nga xam ne moo di manquement bi ñu jox ko ay privé yoo xam c'est des privés sénégalais li nga xam ne moo di gab bi ñu koy mottali di ko jaay mu doon ay doom sénégalais yi ci bénéficier privé yi que grand travaux boo am grand travaux bu am dañu war a jël 50% yi par force ne la yaag privé yi la yeneen dëkk yi noonu la ñuy def ba ci Mauritanie gii marché grand travaux yu ñu am dañuy ñëw ay loi la da ngay ñëw privé yi ñooy jël 50% yi yow nga ñëw jël 50% yi mais Sénégal privé bi la ñuy jox 90% yi dañu suñu 10% te boo ko seetaatee daanaka genn wàll gi ñoo ko yóbbu ndax dañ leen defal ay yeneen faveur yoo xamante ne taxe yu ñu war fay sax duñu ko fay loolu moo fi xaw ci Sénégal ñun dafa mel dañu sommes étrangers dans notre pays te réew mi riche na bala maa dee na ñu naan Sénégal c'est un pays pauvre loolu ay naxaate la Sénégal c'est un pays très riche en matière de ressources naturelles mais ñi fi nekk ñoo fi nekk en faveur des étrangers bi bu ñëwee ñu defal ko lu mu bëgg au détriment des Sénégalais te Sénégal duñu ci gis seen bopp ndax embauchement yi leen war a embauché du nekk embauchement yu baax ay embauchement précaire la saa bu leen neexee dàq la du ñu exploité loolu dafa war a dakk très bien bu ñu suñu suuf si ñuy joxe 890 000 ak hectares nga di ko joxe ay étrangers 16 pays fu ñu ko teg fan lañ ko teg da nga mën a jàppale say nationaux ñu mën a exploiter suuf si pourquoi indien ñëw foofu di jël suñu suuf di ñuy jaay pomme de terre rek di ñuy jaay loolu ñun Sénégalais mënuñu ko. waaw mais su Sénégalais yi tamit yëgluwul defuñu effort ñeneen ñëw tamit mais foofu tamit faut pas fermer les. xam nga loolu laay bañ a dama ne Sénégalais yi nii Sénégalais amuñu doole mais état moo leen di jàppale ñu am suñu banque bopp. il faut que ñu am suñuy banque. mais ñi yor y a des gens non mënul ñàkk sëñ Diop suñu waxtaanee dëgg parce que on parle de conseil national de patronat ay ñeneen ak ñeneen xam nga ñooñu tamit y a ay club investisseurs ak yooyu ñooñu yàlla may na leen koppar boo xam ne mën nañ fi investir donc suñu deful choix def feneen keneen ñëw def choix fii tamit nañu faciliter mais l'un dans l'autre li ñuy def lépp c'est pour le Sénégal je pense bien. non am na loo xamante ne Sénégal bi ñu ci gis seen bopp. comme quoi am na ci loo xamante ne Sénégal bi ñu ci gis seen bopp. comme quoi parce que communautaire li ñuy jox dañ ne donc priorité bi mooy même balaa ñoo exporter Sénégal la ñuy jaay ba pare. waaw mais c'est des conditions yoo xam pour créer d'emploi. c'est des conditions yoo xam dañ la koy jox duñ la jox suuf si nii rek. parce que mënuñu war ñoo mën a jël kii rek yóbbu ko à l'étranger defar ko ba pare wàññi ko duñ ko jaay. war nañ defaraat lépp fii comme ay Barcelone ni ñuy def. lépp ñu transformé ko fii créer ay emploi am yeneen kii jokkal dañ ci gis seen bopp. waaw loolu mooy valeur ajoutée bi rek yóbbu brut bi. boo paree loolu mooy valeur ajoutée bi dans ton pays. wàññeeku waat ñëwaat di ñu ko jaay. man foofu laay waxee. dëgg la Diop. te loolu mën nañ ko ci suñu réew mii. jërëjëf il faut que ñu décompté ci suñu bopp. xam ne suñu développement suñu loxo la nekk. les états n'ont pas d'amis ils n'ont que d'intérêt. waaw loolu dëgg la moom. loolu bu ñu ko xamulee ba léegi kon duñ fi jóg gis nga frustration yi am nii. yi am nii ba am lu ko am benn étranger rek mu indi soulèvement bi amoon nii. mais loolu ba léegi jógewu fi de. dëgg la suñu géej gaa nga nee ñu dem di ko jox Union européenne. suñu nappkat yaa ngi nii ñu leen di rey ci géej gi dégg naa bateau yi ñu leen di sel ñuy dee ci géej gi. pourquoi te ñun ñu ngi fi jóge di dem ci géeju Guinée Bissau ñu ñuy toroxal géeju Mauritanie ñu ñuy toroxal te pourtant suñu géej buñ ko sàmmoon sàmm ba sa war. mais dootuñu soxlaal kenn dara. dëgg la waaw foofu. loolu il faut ñu liggéey ci gëm suñu bopp xam ne suñu développement suñu loxo la nekk. te bu ñu rationaliser. mën nañ ko. di favoriser les nationaux. même bu ñu amul doole nañ ko suñuy banque. jërëjëf Diop les institutions budgétivores yooyu nañ ko tas créer suñuy banque bopp. di ñuy financer. jërëjëf Diop. c'est vrai que loolu mooy wax ji jërëjëf Diop ñu jël keneen ci ligne bi ci 88 628 ñeneen mën ci bokk ci waxtaan bi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum allo. allo. waaw ku baax na nga def.
allo waaw ñu ngi lay dégg. allo. allo. allo oui. waaw bisimilah tur bi ak fu ñu woowee. waaw yaaram naa def. sant yàlla ku baax. yaa ngi jàmm. alhamdulilah. waaw ni ma lay déggee baaxul de. ah ñu ngi lay dégg fii bu baax de. allo. waaw dégg allo. c'est bon. allez-y allez-y. waaw Alaaji Moussa. waaw. ñu ngi lay ziar. doon nañu ziar kooku. alhamdulilah maa ngi lay woowee Waagu Ñaay. Waagu Ñaay bisimilah. émission bi ñu ngi koy rafetlu. jërëjëf. di rafetlu liggéey si defee di leen ñaanal tax fi sax sutura. amiin waay jëfandiku ñëpp. Alaaji Moussa gis nga dëgg bi boo waxee lii rek. wax leneen. dëgg la parce que gis nga ñun suñu njiit yi ñoom seen vision soriwul. man mënuma comprendre dégguma la nag xam naa yaa may dégg mais dégguma la. ndax boo xoolee da ngay nekk jeune am sa métier mënoo ci gis sa bopp loolu lu yéeme la Alaaji Moussa. te da ngay mën sa métier macha allah da nga koy mën di ko defee ni ñu ko bëggee. mais doo ci am benn yaakaar. tey demal ci marché bi demal fëgg jaay nga xool jeunes yi tey. fajar la ñuy yeew 5 heures du matin. dañ leen di gis sa yaram day daw. te ñoom ñëpp ay borom métier lañ. ñaati mécanicien ñoo bàyyi seen métier. état bi na xoolaat li ñuy def sénégalais yi sonn nañ trop trop. très bien. waaw nañ leen xoolaat daal jeunes yi am nañ jom macha allah nangu nañ liggéey. mais dañu bàyyi affaire yi daal comme toolu pël. ku neex dugg ñu yombalal la étranger yi yombalal leen lépp maa ngi jégalu sax ci baat étranger bi ma tudd. mais yaa ngi tooñ pël gi de waaw. xam nga waaw man séeréer laa maa tax. waaw d'accord waaw moo tax xam naa loolu. séeréer laa waaw xam naa loolu moo tax ma ne yaa ngi tooñ pël gi de dinañ fayu de. xam nga Alaaji Moussa. gis nga booy xool ni man xool bu metti laay waxee. parce que dëgg la. da ngay gis yoo xam ne maam lu yomb lijjanti la daal. mais doo ko mën a lijjanti. dëgg la doo ci mën dara da ngay xool rek parce que di nga def loo mën di nga da nga yeewu fajar nga yeewu wallaay. d'accord fajar 5h30 nga yeewu. nekk si àll bi di daw mais dara ndax la vision bu guddul. mais la nga yaakaar ni moo indi sa blocage wala sa blocage fan la nekk da nga dul am marché wala mais li ma la wax la blocage mooy état bi man dama gis ne ñoom est-ce que am na ñoom ñu ngi bàyyi xel sax borom métier yi ñu ngi bàyyi xel jeunes yi. waaw borom métier yi war nañ leen bàyyi xel mais ci naka na ngeen gisee parce que da ngeen dul jot marché li ngeen liggéey wala li ngeen di liggéey da dul jar wala la na. ñu toll fee wallaay faiblement laa lay dégg boo yokkoon kii bi tuuti. man kay maa ngi yuuxu fu mu ne nii séeréer bi man damaa yuuxu naa ba fu mu ne nii damaa mar sama gàmmu. d'accord waaw en tout cas daal man li ma gis. mooy état. bu ma nee état nag. du ma cité président état laa yor. état oui c'est ñëpp ci la ñu yow. sax ci ku nekk secteur bi nga nekk. la ci war nga def ko. lu am solo ngi noonu. ñu bàyyi politique bi. waaw jërëjëf. waaw politique du ñu yóbbu fenn. 1960 ba léegi politique fan la ñu yóbbu. Sénégal am na lépp dëkk bu ndaw la rëyut. am ay jeunes. moyenne d'âge ñaata at lañu wax. mais 25 ans. waay ñu kaw 40 ans. 60% de jeunes waaw am jom lañ wallaahi 60 ans oui c'est vrai. waaw donc bañ a gudd rek beneen bi ma ci dolli mooy. waaw ci gàttal waaw. parents yi. nañ bàyyi xel ci seen njaboot. nañuy dem école di surveiller seen doom yi ndax ñu ngi dem école wala demuñu école. jërëjëf. waaw jërëjëf parce que damay gis loo xam ne fii. tiital na ma trop ay xale yu ndaw aussi. 11 ans 12 ans. dama leen di gis ci quartier yi heure jàng. waaw taxaw ak seen i morom. góor ak jigéen nag. yéeme na kon loolu nañu na ci parents yi bàyyi xel. nañ ci bàyyi xel waaw alerte laay def mos naa ko fi wax ci émission Ndeye Khady Diop. dëgg la Ndeye Khady maa ngi koy nuyu au passage gis naa ko dégg. dëgg la. waaw mos naa ko ci wax nag parents yi bàyyi xel ci xale yi. dañ leen bàyyi xel yi. jërëjëf ndax ñi ngi dem wala demuñu. jërëjëf xam naa déggante wuñu quoi mais moom tamit foog ñu mën a jël ñeneen ci ligne bi ci 88 allo dafa newoon déggante wuñu c'est vrai que moo tax ñu koy lancer woon si 88 628 98 98 am na ñuy jéem nag ci kaw ñooñu tamit ñooy priorité asalaamaaleykum. sëñ bi doo fay rajo bi sa wet noonu mu ngi aw bu baax sax. allo. waaw ñu ngi lay dégg kooku. El Hadj Moussa. naam. El Hadj Abdoulaye Ndiaye la. El Hadj Abdoulaye Ndiaye bisimilah foo ñu woowee. allo. foo ñu woowee Abdoulaye El Hadj. allo Moussa. waaw maa ngi lay dégg de. waaw El Hadj Abdoulaye Ndiaye la. fooy wootee. yëmbal bisimilah sëñ Ndiaye. waaw ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar El Hadj. émission bi am na solo trop comme ni ma koy leen waxee quoi. jërëjëf waay. seulement xam nga
nit ñi dañuy jaxase lu bokkul. te problème mu employabilité bi nga doon wax emploi. xam nga affaire bi dafa yàgg c'est depuis 93. lañu précariser l'emploi. oui. parce que avant 93. entreprise am na possibilité def la contrat CDD. waaw. une fois. mais depuis 93 benn entreprise amatul droit def CDD plus de 2 ans. oui 2 ans bu tegee benn fan boo ko yóbboo si justice da nga koy gagné. waaw. loolu moo yàq emploi moo tax nit ñi jëlatuñu. waaw si leen commencé indi société d'intérim yi. waaw intérimaire yi waaw. waaw c'est société d'intérim yi. ñuy c'est vrai. exploité xale yi. voilà moi je pense que. à mon humble avis parce que man à l'époque amoon liggéey. waaw j'étais contre cette loi là. Les syndicalistes ont été bernés. sur ça. moi je l'avais dit. parce que tout am emploi la te doo ko bin boo amee contrat 2 ans fenn nag bu 2 ans yi jeexee ñu arrêté la. dëgg la. yow fekk yow bu doon jigéen nga yaa ngi sëy. wala bu doon góor a takk nga jabar. sa 2 ans jeex ñu arrêté la foo jëm. loolu baaxul. dëgg la. même delloo si waat l'ancien système c'est-à-dire que les entreprises puissent avoir la possibilité de faire autant de CDD. parce que. waaw au finish c'est quoi ki nga jël mu am CDD l'essentiel na am nombre d'années bi mu mën a amee capitalisé retraite bu amee retraite. nga fay ka salaire bu baax c'est ça. oui que ce soit CDI ou CDD c'est peu importe. bon ben ça c'est deux. waaw beneen bi mooy l'État. depuis Abdou Diouf le désengorgé ne moyen d'État milieu d'État. loolu aussi concept bu yàq la. c'est vrai que l'État n'est pas là pour satisfaire embaucher ñëpp jël ñëpp mais l'État doit créer les conditions pour que nit ñi mën a am ci lu ñu jàpp. damay jël exemple si Sococim bi ma dégg ñuy wax ne. État lam fa amoon jaay na que 10%, mais moi je trouve que ça c'est à la limite anormal parce que. mais État warul détenir sax 10%. mënuñu si spéculer parce que bëggumoon sax ñu sori ci parce que aussi awma les informations. est-ce que c'est vérifié ou pas c'est pas avéré. waaw moom laay wax moo tax conditionnel lay wax. waaw nañ ko jël conditionnel rek. waaw voilà waaw am na beneen boo xam ne moom c'est vérifié. y a une société de télécommunication. Partenaire avec une filiale étrangère. Qui avait 33%. État jaay ko 9% mu nekk à 42%. Ça c'est pas normal. L'État doit être l'actionnaire majoritaire dans toutes les grandes sociétés. Absolument. Dans toutes les grandes sociétés, l'État doit être l'actionnaire majoritaire. Absolument. Parce que l'État c'est tout le monde, l'État c'est nous. waaw. Voilà. Donc loolu mooy réew bi te beneen bi mooy SAED créé nañ ko pour mu désenclaver kii le nord là. waaw. mais société SAED wala mu am beneen bu mel noonu boo xam ne société étatique la. hectares yi ñu jël di ko jox nit ñi gars yi di kaas. waaw. ñu défriché que yóbbu xale yi def ay structure ñu def ay affaires yoo xamante ne dañ ciy jëriñu ba pare di exporter mu am di devise. ñu jël dara. loolu création d'emploi la. absolument oui. te voilà te mën ko politiser quoi parce que affaire emploi yi ñëw yëpp bañu politiser affaire yi. oui c'est trop. parce que c'est pas un problème de politique c'est un problème de mérite. oui oui. Le Sénégal doit être géré par mérite. Absolument. Celui qui est méritant on lui donne le poste. Et puis mécanisme yi sax gars yi dañ koy jooy ndaxte nee nañ mécanisme yi c'est trop lourd ay DER fii des trucs comme ça. mais non yooyu yëpp c'est politique. yooyu c'est des financements politiques yooyu ça règle pas le problème. ça réglera jamais le problème. parce que tu donnes à quelqu'un de l'argent il n'est pas entrepreneur. parce que il faut nga xam entrepreneuriat. pour mën a réussir. dëgg la dëgg la. mais soo amoon benn capacité benn kii ñu jox la mais da nga koy dem da nga koy lancer doo fay te ba ngay jël xam nga ne doo fay. dëgg la. parce que si tu es du parti. di dem meeting di applaudir kenn du la fayoo. absolument. ñi bokkul si parti bi kenn du la financé c'est la réalité. jërëjëf sëñ bi Ndiaye. voilà donc maa ngi jégalu te aussi gars yi dugg nañu def ni man quoi di gàttal quoi parce que. waaw gars yi dañu yàgg si ligne bi quoi. merci beaucoup absolument ñoo ngi gërëm di la sant waaw kon ñu gàttal comme il l'a dit waxtaan bu jubóo la rek fi moom penc mi la donc lépp fii lañ koy dégager consensus bi kon nag ku nekk xam nga sa bopp donc bu ñu waxee rek ku nekk 88 628 98 98 bu nekk am na ku nekk si ligne bi ndaxte ñoo ñooy priorité bi ci nekkee am na ku ci nekk ñu daal di koy dalal.
réewum Sénégal jàmm neex. voilà kon ñu jël si suuf tuuti rek asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam. Moussa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Moustapha Mbaye le 313. Moustapha bisimilah. Moussa di leen félicité ci émission bi li fi gars yi wax yëpp. am na solo trop trop. ay dégg ci dafay am solo ni ñu koy wax. gis nga Sénégal solution yi fi nekk te gars yi di ko wax te di ko teg ci yoon. bari na trop. mais des fois ñi koy dégg dafay mel ni seen nopp yi dafay am fàttu tuuti quoi. non parce que soo xoolee Moussa li fi nit ñi wax ñi ana lan moo fi nekkul loo xamante ne ci actualité la te mu nekk Sénégal. absolument. te nag njariñ rek la nag. macha allah. beneen bi mooy Moussa dafa am benn affaire bu ma métti ci Sénégal. oui. bokk na ci mooy justice su Sénégal politiciens yi rek ñoo ko ŋàññi. justice Sénégal moom. kii politique daal moom baaxul ci moom. waaw. mais ki nekkul ci politique ñu ngi koy teg ci yoon gars yi ñu ngi jugé ci tribunal yi ñu ngi teg ci yoon mais chaque fois que ñu ne sénégalais kii politicien la rek justice boobu baaxul ci moom dañ koo ŋàññi. mais kañ la ñuy am justice bu baax kon. ko la justice boo xamante ne tey jii dinañ na baax na. il faut nag ñu xoolaat suñu bopp bu dee ci ñun la. ci ñun population wala ñun sénégalais yi. ñu xam ne ñun la. bu dee nag ci loo xamante ne tey jii mbiru politique kese moo nekk Sénégal parce que Sénégal. dem na ba ci rajo yooyu ngeen yor wala télé yi duñ ci invité kenn ku naan intellectuel la wala jeune la bu créé menuiserie bu defar dara wala dara ñu invité ko fa déedéet. ay politiciens la ñuy invité ñuy toog di werante di saagante di waxante xale yi di ko gis defe na loolu mooy doxal réew. mais buñ doon jël nit ñi nga xamante ne ñoo am xam-xam xarañ tey jii ci transport ay jeunes lañ xarañ tey jii ci menuiserie xarañ tey jii ci maçonnerie wala yenn affaire mécanique ñu jël leen di leen invité di ñuy waxtaan ak sénégalais yi di wax jeunes yi. ñi ngeen di def pour ngeen mën. wan leen yoon bi ngeen am li waaw amaana réew mi dina avancé. absolument. mais doo jël ay politiciens chaque jour te xoolal télé yi débat yëpp. doo ci toog débat te gisoo ab politicien bu ñu fa invité. waaw léegi nan la sénégalais di développé ci loolu. waaw c'est vrai que bon c'est vrai que je touche du bois du damay tagg Sud FM mais da ngay xool ni déjà fii ay universitaires la ñuy jël ci wàllu xam-xam ci dara la lu ñuy yittewoog des trucs comme ça parce que gis nga universitaires yu bëri nga xam daanaka ñooy wax cax ci yeneen i bërëb yi daanaka fii lañ leen njëkk commencé di leen wan ni daal ñii dañ leen war a wane te dañoo am xam-xam dañoo war a wax. mais loolu mooy yoon Moussa. xanaa ko moom même boo demee ci dëkk européens yi wala yeneen kii yi. ñooñu la ñuy invité gis ay duñ fi réalisé loo xamante ne fii am na ay xale yoo xam ne ñu ngi réalisé ay affaire fii te doo ko gis. te doo ko gis duñ leen wane. dëgg la duñ leen ba pare li gën a doy waar. nee nañ dañuy def emploi nañ ci def former jeunes yi wala léegi jeunes yu bëri ñaata am nañu formé leen. waaw ça fait mujj dañ leen formé rek. kenn gisu leen. kenn wanewul li ñu leen formé woon ak li nga xamante ne ñoom loolu lañ créé ba commencé nañ ci. kenn du leen wane. très bien. te loolu moo war a motiver ñeneen jeunes yi pour su ko defee bu ëllëgee. ñoom ñu mën a wan nit ñi ne man kat ban ma financé wala ban ma jàppale. créé woon naa lii wala defoon naa lii. beneen bi Moussa moom laay tëj ma baal ma mooy. il faut Sénégal nag ñu wane ñun ñoo ko bokk te ñuy dox ci dëgg. dëgg la. wax ji yëpp mooy duñ waxante dëgg. dañuy naxasante ku ci nekk tey jii sa intérêt bopp ñaata parti politique ñoo fi nekk lan lan jariñ Sénégal. barke démboo ñaay nga gis kenn ku créé ab parti te ñoom nee nañ am na kenn ki am na fu mu jógee woon am na keneen ku mu bokkal koo xam ne ñoom ñaar ñoo nekkandoo woon. pourquoi mënuñu boole seen i xam-xam te ñu nekkoon ci benn parti boo xam ne ñoom ñëpp ci benn xam-xam lañ nekkoon. waaye léegi ñoom bu fekkee kii daa tas ne man kii ne kër tas na man. léegi ñoom ñaata yoon ñuy xeex naan dëkk bi liy doxul wala léegi li te mënuñoo booloo seen biir pour am benn bloc pour mën a xeex li ñuy xeex pour ñoo xam ne ñoom am nañ xam-xam. waaye duñ ko def. kii day ubbi fee parti fee parce que dafa am intérêt nañ wax dëgg nit ñi intérêt bi nekk ci ñuy créer ay parti nit ñi di leen xool. léegi nag bu fekkee loolu dafay am lépp ci Sénégal léegi nag yéen ñëpp ngeen bëgg dem au pouvoir kan mooy defar wala kan la ñuy wóolu. yéeme na. il faut que nag ñu waxante dëgg. léegi nag nguur gii fi nekk. ñoom tamit ñu respecté nit ñi. waay respecté sénégalais yi. tey wax dëgg sénégalais yi. te bàyyi caaxaan yi ñuy def di yow yaa ngi woote ne dañoo bëgg mbas mi wàññeeku dañoo bëgg ngeen di organiser ay meeting di yàq nit ñi di waxante ak yoo xamante ne amul benn sens pour lan loolu. léegi yéen après sénégalais yi teg ngeen bëgg continuer ak yéen ñu leen fiy wóolu di leen fi teg. loolu dafa tegul fen il faut que nag loolu que ça cesse. hôpital yaa ngi nii am problème. bii ma dëkk nii dalal jàmm bii. chaque jour nga dégg fi ay nit ñu am ay problème. dëgg la respecté wu nit ñi joxuñu nit ñi cër. cher na ba pare. metti na te nga dëkk fi te mu nekk ci banlieue. dëgg la waroon ko yombal. nit ñi di ci am accès. mais xoolal boo fa demee Moussa yow sa bopp. pour nga faju wala nga am fa accès
ci yenn kii da ngay mere sa bopp. waaw dafa da di hôpital boo xam ne dégg na ñoo ngi koy construire petit à petit même sax bu nekkee lu fa nekk as néew ki nga xam ne mooy ki fa ne directeur bi mooy def effort di ko indi bon récemment ñu ngi wax seen IRM beeg yooyu waaw donc de toute façon li jëm ci wàllu tamit coût bi lu am solo la ndaxte nag hôpital Pikine loolu lañ dundoon après ñu ñëw léegi di dundaat ni ki mel ca boobu ndaxte nag boobu projet bi bañ ko fay teg maa ngi fàttaliku Ablaye Wade moo ko lancé woon mu ne hôpital aéro bi nga xam ni day am sax aéroporté zone boo xam ni hélicoptère mooy indiqué bi maa ngi sax sonor yaakaar naa ba léegi donc yooyu yëpp projet yëpp dañ ko war a taxawaat pour que nag yombal ko askan bi pour nag ñu mën a faju ci jàppandal. beneen Moussa dama am benn affaire bu ma amal importance gis nga ñun dañuy jël vacances ci étudiants yeeg élèves yeeg yooyu yëpp pourquoi pas ñu xaal àll bi bayloo jeunes yi bay dunde jël suñu ceeb bi jël suñu source yi bayal leen wan leen ne nii lañ koy bayee nii lañ koy defee su ngeen paree ñu gàddul leen ne leen yóbbu leen ci seen kër ngeen wan ne seen waa kër yi lii fii lañ ko bayee am na solo bu doon benn journée sax 2000 nga leen di jox wala journée kii léegi ñooñu buñ ko dajalee bu vacances jotee est-ce que benn jeune dina laaj papaam ne ko jox ma jënd fourniture yu am solo ngi noonu jërëjëf sëñ bi am na solo kon ñu mën a jël ñeneen ci ligne bi ñuy waaw kon nag dina ci baax ñu kii may tuuti rek ñenn ñi kon ñu mën a bokk ci waxtaan bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw kooku. waaw maa ngi tudd Souleymane Diouf. waaw sëñ Souleymane Diouf. waaw bëggoon intervenir waaw monsieur DG Sécurité waaw yow xam nañu la baax da ngay bëri di intervenir si rajo bisimilah. voilà bisimilah donc en fait ba damay ñëw ci sa thème bi. par rapport ak 61 sunu indépendance bi li ñuy jot a dund depuis 61 ans. ak li ñuy xaar ci waxtaan wi. discours njiitu réew mi waaw. alors man constat bi may def rek dama koy xool ci mbirum transport xool ko ci éducation ak santé. waaw. alors boo xoolee transport. bu yàgg ba amoon nañ fi ay train yu nga xam ne danañ jóge Dakar di dem ay Saint-Louis dem ay Kaolack. di dem ci yeneen yooyu amatuñ ko. waay amoon nañu fi ay train première classe yoo xam ne c'était climatisé da nga daan toog dem Kaolack dem Saint-Louis ni mu la neexee. yooyu dañ ci dellu gannaaw. c'est pas normal. c'est-à-dire que Afrique rek ngay gis. dëkk yu nga xamante ni. yooyu ñu avancé mais dañuy gën dellu gannaaw suñu at yi ñu amoon yëpp ci indépendance bi dañ koy gën a perte di gën a dellu gannaaw. boo ko xoolee ci mbirum éducation bu yàgg ba école publique moo daan génne élite yi. waay. boo daan xool les meilleures écoles lycées c'était les lycées publics. école primaire yi les écoles publiques ñoo daan génne les meilleurs élèves mais tey lan nga gis tey c'est l'inverse koo gis bi ngi jël doomam di ko yóbbu dans le privé. oui. c'est pas normal loolu du yoon. oui. boo ñëwee ci mbirum santé. c'est la même chose on peut comprendre que ni bon y a eu une urbanisation sauvage bi nga xam ne ça n'a pas été géré bien géré. ba nga xamante ni nit yi ku lu neex waaye ñëw dëkk. ba nga xamante ni population yi dañuy saturer zone yi ba nga xamante ni du ñu am ay hôpitaux yu doy. yu nga xamante ne mën am capacité pour mën a gérer population yi nekk ci zone yooyu. ouais. donc ñun yooyu yëpp mooy suñu problème. c'est-à-dire que ni ñun li ñuy xaar. mooy lu ñu bëgg ci sunu réew. mooy ñu xoolaat mbirum éducation jàngale. ñu mën a fexe ba nga xamante ni sénégalais dina gëm boppam. waaw am na solo. parce que ñun loolu mooy sunu problème parce que tey boo xoolee compétence boo mën a yaakaar am na fi. am na fi oui. c'est vrai. on le vit c'est-à-dire il faudrait que ñun ñu mën a. démystifier tubaab yi. gis nga comme style anglophone yi ñuy def xam nga anglophone yi boo ko xoolee. ñoom dañuy démystifier yenn kii yi quoi. mais comme on dit parce que ñoo ngi wax ci wàllu sécurité sax mooy puis nga yegg il paraît que finalement ay sénégalais ñoo ci def tawféex. ah loolu day wane lépp. waaw gis nga loolu dafay wane lépp. c'est-à-dire que dem leen indi ay américains. dem leen wuti ay nit bitim réew pour ñu faj ko. mais ba ñu ñëwee in fine doomu réew mi ñi nga xam ne dañ leen xeeboon ñoom ñoo ko liggéey. waaw. loolu ça veut tout dire et loolu da nga koy gis ci fànn bu nekk ah. dëgg la. tey da ngay ñëw gis même ci benn marché. tubaab ñëw taxaw sénégalais ñëw taxaw mais ñoom xaw ma lan la mais ci yar bi la quoi. waa ji ci moom ci nit ku weex lay gën a am yaakaar que ci nit ku ñuul. waaw te xam-xam alors que ñun xarañte bi ñu am. xarañte bi ñu am ñun yàlla xam ne ni ñoom amuñu ko gis nga mën naa ci génne ay cas yu bëri nag ci domaine yu bëri domaine médical. dama am suma benn xarit bu xamante ni médecin bu mag la. dafa may nettali dañu dem benn hôpital di fa def stage à un certain moment professeur bi ne nañ ñu def présentation.
nee na bi ñu ñëwee di def présentation moom leen dafa tiit au départ. mais nee na ba mu waxee professeur bi dafa ne gars yi nekk foofu yëpp ñun amuñu benn mérite. mais ñii ils sont extraordinaires. ils sont très performants. da nga koy gis même ci mbirum aviation. da ngay gis avion yi nga xamante ni tey pilote yi am na yoo xam ne mënatuñ ko tey booy pilotage manuel parce que dañ leen dugal ci mbirum automatisme mais pilote africain yi boo leen jëlee ci yenn domaines yi. mais tabaar fa kàll macha allah parce que dañuy jàng ak di nekk dans des conditions dafa difficile. absolument ba nga xam ne dañuy surpassé wu. alors capacité yi nga xam ne dafa am fii Afrique. il faudrait que sunu njiit yi. mën ko gëm. mën ko di ko développé. ba pare ci mbirum jàng il faudrait que li fi sunu maam yi bàyyi woon. waaw lu am maanaam. ñu mën di ko inculquer xale yi. am solo. c'est-à-dire que xam nga tey quand on parle d'organisation di wax ay yenn les grands noms en matière d'organisation ay Fayol ak yu kenn xamul ak ñeneen ñi. waaw mais je veux dire li fi suñu maam bi def en matière d'organisation. waaw. mooy gëm sa bopp gis nga boo xoolee bëgguma tudd nag benn kii benn soo jëlee par exemple le cas des Mourides. waaw. boo xoolal organisation. waaw Mouride teg en place. modèle économique bi le modèle de jëwriñ. bi sëriñ bi di teg. dans chaque zone am fa un représentant. affaire bi di dem ba nga xamante ni même sur le plan économique gis nañu ñu développé woo. ba ci influence su urbanisation Touba. comment c'est organisé ak yëpp gis nga modèle yooyu. dafa doon ay modèles yu nga xamante ni dañ ko war a di ko jàngal ci école yi ba nga xamante ni école yi xale yi dañuy gëm seen bopp. et puis boo xoolee dëkk bu développé. xoolal Asie Inde. Mahatma Gandhi fan la commencé. il faut nga gëm sa bopp. dëgg la gëm sa bopp di ñawal sa bopp. di développé sa bopp. kenn waxul ñu tey Sénégalais yi dañ ñëw di comment dirais-je encore di defar ay usines de textile. kenn waxul loolu de déedéet. mais favoriser mais je veux dire comme sa bopp dafa commencé ci ne. tey am nañu de bons menuisiers. nañu leen former am lu ñu leen yokkal tuuti. waaw ñuy defar ay produits locaux. absolument on a de bons tailleurs. nañ leen former accompagner leen parce que tey affaire yi dafa développé. Tout est numérique aujourd'hui. Tey je donne juste un exemple quand tu prends les menuisiers. un menuisier tey su fekkee ni am na des architectes design ñu defar benn produit. mais menuisiers yi su fekkee am nañ ay machines yu def ay coupe parce que problème yëpp découpe la. yaa ngi may dégg. donc ñu yóbbu leen former leen accompagner leen ba nga xamante ni tey on peut avoir des produits locaux. loolu la ñuy xaar tey. dëgg la ci sunu gars yi ba nga xamante ni. dañuy gëm suñu suñu xam-xamu bopp. dëgg la suñu xam-xamu réew. jërëjëf. ba nga xamante ni nit ñi dinañ leen former. ñu mën a dem ci développement basé. ba nga xamante ni ci suñu réew lay jógee. mais pas di jógee bitim réew. jërëjëf. te xam-xam baa ngi fi. moyen yaa ngi fi donc njiit yi loolu rek la leen di ñaan ñu gëmaat réew mi accompagner leen. jàppale leen pour que affaire yi jëm kanam. jërëjëf sëñ Souleymane Diouf mës nañu ko fi dalal sax soo leen fàttali ko ci wàllu sécurité lay yëngu ak sécurité yooyu management sécurité waaw ci intervention bi ñoo ngi koy gërëm di ko sant ñu jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax ñu ngi lay nuyu. waaw turando maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay. nekk soxna yi. alhamdulilah taarikalla. ñu ngi rafetlu émission bi. waaw jërëjëf. ñaanal laale seen sponsor yàlla yokk seen chiffre. allahumma amiin waay. turando. man de personnellement li may wax rek xaar ñu ci discours président dara. non mais ay promesse la rek. yoo xamante ni si amul boo xam ni dinañ ko concrétiser. ñaata at bi Sénégal amee indépendance ba léegi. waaw bés bu ne ñu toog di la defal ay discours 4 avril yoo xam ni du ci gis dara. dara duñ ko ci réaliser. bi mu toogee ci bopp réew mi man ñi li taxoon ma gëm ko. bokk na ci bi Abdoul Mbaye toogee ci wetam place de l'indépendance. mu ne je ne protégerai personne. Moussa leer na alxuraan karim keroog dama jooy. ndax dama ni kon ñun. vraiment jeunesse bi dinañ gis suñu bopp ci réew mi. ñi fiy toog naan justice politicien yi kese ñoo koy wax. man mii du ma politicien. état wutalu ma woon liggéey. dëgg la ma kayangeel sama bopp ba am liggéey. mais état au moins na la sàmmal liggéey bi. waaw sàmmal la ko. de par les inspecteurs du travail de par la justice. boo demee yoon ak yenn sociétés yi. Moussa ñëpp xam nañ ni ku fi dem yoon ak sociétés yi. gars yi xam nañ fi ñuy jaar ak juge yi. li ñu xam la ñuy wax lu ñu dund. dëgg la dund loo xamante ni fii dañ koy naatable. muy benn. deuxièmement problème éducation Sénégal Moussa. mën na désengorger université yi. waaw en quoi faisant Moussa boo demee seconde nañ la commencé jàngal métier. première terminale nga am bac professionnel. doo dem université. da ngay dem liggéeyi. waaw nga xam ne yow booy dem université yaay fayal sa bopp université yi nekk des universités privées. waay bu ñu defee loolu dina désengorger université.
état dootu fi nekk naan orienté naa kii wala orienté naa kii. kenn kuy dem bëgg dem université pour suivre des études yaay demal sa bopp fayal sa bopp. di nga dimbali encore sa waa kër. Moussa beneen aspect. Sénégalais yi nañuy bàyyi 1 2 3 rek ñu ne non nañu jël jeunes yi yóbbu leen ñu bàyyi. nañu bàyyi suñu métier bi ñuy foowee. ñun dañoo dem école jàngi bay. waaw dëgg la. nañu bàyyi suñu métier bi ñuy foowee. dañu dem école jàngi bay. bay kenn du ko doon. dëgg la. li tax Sénégal mënut a dem mooy dañu yaakaar. mais ma ngeen accompagner ñi nga xam ne am nañu initiative yi aussi yéen. non Moussa. gis nga li ma lay wax rek. toujours centre formation professionnelle horticole bu Cambérène. waaw chaque année minimum dina génne 50 étudiants. moo xam 25 BT. waaw 25 CAP. oui. yaa ngi dégg. Moussa ñooñu ñëpp ils sont aptes à diriger des exploitations à être des entrepreneurs. dëgg la leer laa lay wax. ci rajo laay waxee. man mii di wax ak yow personnellement. 2008 laa la wax bind naa benn projet boo xam ni minimum avec 10 hectares mun na démarrer ak 10 personnes yoo xam ni c'est des emplois yoo xam ni yu leer la yu ay salaires yu ñàkk fay de 60 000 80 000. mais ana projet boobu. mu ngi sama kër fii may wax ak yow ma yor. Moussa boo demee ci autorité xam nga lan lay wax. kaay ñu liggéey ma ak yow. loolu lañ lay wax. waaw c'est seen bopp daal waaw parce que nag bu amee benn étranger bu jóge fële ñu xàll àll yëpp jox ko ko. pourquoi. nga dem ENSA bu Thiès. nga dem Casamance. nga dem ci centre d'initiation horticole yi nekk dans les régions. Moussa Sénégal nee naa la benn levier mun na ko développer muy agriculture soxlawuñu keneen. ressources yi nañ ko jël. mais nañu jël benn 100 milliards def ko ci agriculture mu dem. bu ñu génnee ay projets ñu ni la waaw état mu ngi génnee ay machines wala nangam sangam ñan lañ koy jox. ñi fi am doole. mooy les ministres et autres ñoom ñëpp am tool dañuy daje ci bërëb yi ñuy jëndee bagage. ñoom ñoo jël les moyens de l'état. sa impôt sama impôt keneen ak keneen. féete yoo ko ñoom kese. il continue d'être toujours riche. ñun ñuy continuer nekk ay baadoolo. loolu la ñu war a réparer injustice sociale boobu. la ñu war a réparer. président dañ koy lancer appel ni ko. agriculture bi mën na nekk moyen de développement au Sénégal. nit day bay li muy dundee di dundee li muy bay. mën nañ ko on peut le faire. Moussa boo demee ba toog ci plateau télé nga dégg benn mag. kilifa koo xam ne dafa bokk ci réew mi dina wax naan la. agriculture bi matul dara. dañuy saboter nañu bàyyi yi ñuy def. jërëjëf ñun xam nañu bu baax yan levier la ñuy jaar pour développer réew mi. dëgg la waxuma la emploi yooyu mais en même temps. day am des services de livraison. yoo xamante ni fii dañuy bénéficier wu ci loolu. ndax dinañ ñëw jël produit bi dem livrer ko. dëgg la en même temps mën na dem ba développer ay start-up yoo xam ni. tey Moussa Thiam mën na nekk këram. commandé li nga xam ne moom lay dundee. ñu livrer ko de par la commande ci chaîne boobu yooyu yëpp ñaata nit lañ koy employé. dëgg la. en plus Moussa. su may terminer. mooy sunu barème yii nga xam ni mooy déterminer masse salariale yi Sénégal. waaw. Moussa dara baaxu ci. waaw. dara baaxu ci depuis indépendance ba léegi. Moussa réew day développé. waaw dëgg la. réew day développé. day développé et puis coût de la vie day gën di jëkk waaw. exactement bu fekkee ne nag. ñun ñi nga xam ne ñuy jiitu suñu réew yi. mënatuñu yor réew yi. waaw Moussa teel nañ dellu si colonisation bokk joxaat France. déet waay ëpp naa dem déet waay déet nañ dem rek waaw yàlla baax na jërëjëf sëñ Moussa jërëjëf sëñ Moussa ay Moussa kon ñu ngi gërëm bu baax waa suñuy xarit ñuy woowee ca Mauritanie Nouakchott waa ñu ngi envoyé message ñu ngi leen di gërëm di leen sant Seydou Nourou Dia waaw moom nag c'est un expert des waaw Nations Unies kon nag muy ànd ak ñun ci émission bi digg rafetlu xalaat yi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw kooku. kooku man la Demba Ba. sëñ Demba. Alaaji Moussa ziar naa la. maa ngi lay delloo ziar sëñ Demba ba waay. di topp ci li ma jiitu wax rek di rafetlu émission bi véritablement am na ku wax am ku wax. ku wax lu am solo. waaw. mais bi ku bëgg a liggéey. waaw nay faral di déglu émission bi. dëgg la. thème bi nag affaire indépendance la nous sommes à la veille de célébrer suñu indépendance. waaw mais ñu évaluer également les politiques publiques ak lépp. indépendance. suñ koy mën a tekki ci baatu wolof mooy moom sa bopp. waaw. di jëfee di teg ko ci sa xalaatu bopp. dëgg la jëfee ko ci li nga xam ne ci say doole bopp ak sa mëninu bopp. loolu nag mooy nga wéeru ci say. ñañ ay waa dëkk ñu koy def. waaye boobu ba léegi dañoo am indépendance su këyit maanaam jox nañu waaye
est-ce que am nañu indépendance suñu dëkk bi est-ce que ñoo ko moom. ah oui ñoo ko moom kay. loolu mooy question bi. benn bi may njëkk a relever. damaa déggoon ci discours nouvel en président. ñu wax nouvel ordre mondial lu nouvel ordre mondial nu ñu ordre lay ñun bañ ciy wax. président Amérique buy wax américain lay waxal. président France buy wax français lay waxal. ñun ñuy wax problème mu ordre mondial ñun ordre ñu Sénégal di bëgg ordre mondial. loolu tamit ay mbir la ñu nga xam ne ay messages yooyu ñu ci war a dégg. mondialisation balaa moo commencé état moo njëkk. waaw. beneen problème bi. mooy Sénégal amoon na fu mu tolloon ay jamono. waaye dañu saafoonteeg banque mondiale mi ñoon teeg moom. mu dugg ci programme ajustement structurel jàmbat yi gars yi jàmbat yëpp la jógee. ndax ñoom ba ñu duggee dañ ne. il faut investir dans le secteur productif. oui. ne plus investir dans le secteur non productif ci la ñu rey école. est-ce que rey formation professionnelle. rey santé. est-ce que rey recherche. rey sport. rey culture. yooyu yëpp ci foofu la jógee. te boobu léegi ñu ngi ànd ak banque mondiale te mënuñoo dem. li ma jiitu am na lu ñuy junj. waaw Inde ci ñaari point la taxawu. pour développer wu. waaw dañuy jógee dañ ne ñun mënuñoo indépendant tant que. li ñuy dundee ñun mënuñu koo béy. mënuñu ko béy suñu bopp waaw. ñaareel bi. nañu tabax maanaam éduquer suñu population yi. ils ont un système d'éducation les plus performants. léegi ana Inde. waay ci puissance la. donc problème bi. balaa ñoo xalaat di jéggaani di jaay. nañu développer suñu marché à l'intérieur te lii Diouf boobu wax. Diouf waaw Souleymane du Diouf. problème mu xam-xam moo fi manqué. mën ko. dañoo bàyyiwul ñu bëgg liggéey di liggéey. ñu bëgg te liggéey la ñuy jox ñuy saax-saaxe yëf yi. est-ce que. projet yi ñuy def. kañ koy jox. kooku projet nekkul woon ci xelam. dama dend ak yow nga koy jox ko projet kooku du mu sa milliard boo ko joxoon pour mu defar benn tool bi ci réussir. dëgg la absolument. donc li ci ëpp solo. waay. li ñuy wax ne autosuffisance alimentaire bi. fan lañ ci toll. waaw ba léegi. yooyu la. donc en tout cas pour bañ a sore ci yëf yi daal. dëgg la am na solo trop. gis nga nit. waay gëm sa bopp boobu ñuy wax. dëgg la. du slogan bi. ak taxawaay la. waaw te nag boo jëlee Sénégalais. individuellement dafa gëm boppam. parce que ki mën a dem à l'étranger dans un pays qu'on dit difficile. mu dem toog fa ba taxaw génnee am fa baat. dañu ñooñu di ko repérer. kooku gëm na boppam. dëgg la waaye réewam. ñoo ko gëmul. waaw day am dëgg la jërëjëf suñu baax. am na solo. am nañ ci entreprise ba. domaine boo joxee nag am nañu entreprise yu mën a dox. CSE maa ngi fàttaliku. tali bu mu defaroon Fuuta daw naa ci pendant 20 ans mosut a yàqu. waaw dëgg la. boobu temps ay colasem si ay Jean Lefebvre et cetera et cetera. dëgg la. pourquoi ñu ñëw nag ñuy jël tali yi yëpp ñu koy jox ñeneen. c'est vrai. waaw donc gis nga mbir mi. waay. nga la président bu mu wax tey. du ñu wax ay ordre mondial ak mondialisation. c'est pas ça qui nous intéresse. ñu daal si c'est le dëgg Sénégal. waaw nit ñi dem jàngi. jërëjëf. nit ñi di faju. nit ñi bu ñu xëyee. waxuñu ñëpp dañuy liggéey waaye tamit. yaakaar ne liggéey day yomb. loolu moo tax réew avancé. wàññi bon wasalaam maa ngi jégalu bu fekkee jërëjëf jërëjëf sëñ Ba waaw wax dëgg yàlla expert la en développement ci formation professionnelle waaw ku ma xam la ndax ci xam naa ko bu baax ci ñi muy tàggat waaw xelam maa ci jëm ci yooyu sëñ Demba Ba kon ñoo ngi koy gërëm di ko sant asalaamaaleykum allo. allo El Hadj Moussa Thiam. naam. retour bi de xam naa moom ñëwul moom dégguma la bu baax man la El Hadj Xaaye Guèye nag. ah man nag tey moom sama gars yi moom tey gars yi. waaw mi ngi ñëw waaw kay bisimilah. allo. waaw maa ngi lay dégg xaaya. waaw voilà mi ngi ñëw mais faiblement. waaw maa ngi lay nuyu di la ziar. ñoo ngi lay fay. allo.
ñoo ngi lay dégg fa xaay. waaw man maa ngi lay nuyu di la ziar di ziar waa Sud FM yëpp. ñu ngi lay fay. dama dugg cet bi nag parce que daa am ci lu ma nekkat waaye maa ngi lay ziar daal di ziar ses sponsors yi di leen ñaan li la doon ñaanal. jërëjëf waaw. muy pharmacie nationale ak ONAS. waaw gars yi bàyyi xel ci garab yi di ko jëndee ci pharmacie yi bañ ko jënd ci mbedd mi. xam ne garab yi ci mbedd yi baaxuñu. wallaay. ONAS it gars yi def yërmande ci ñoom bañ a jël kubéy di ko jël du ko ñu koy jaay wala ñu koy yàq. te bañ cee def mbalit. te xam ni canal yi ndox ko tax a jóg. dëgg la. comme dama nekk ci taatu émission bi rek ma dugg bref nangam gaaw rek. parce que rapidement defe naa li nga wax indépendance la defe naa indépendance. pour moom suñu bopp. waaw. allo Moussa. waaw maa ngi lay dégg de. waaw indépendance defe naa bu ñu ko waxee nag vraiment buñ nag ku taxaw nag wax dëgg yàlla nekk Sénégal war ngaa gërëm li ci président Macky Sall def. parce que man ay fay laay teg samay baaraam ay doigts yoo xam nit ñi mën nañ ko gis xam ne lii dëgg la. dëgg la waaw parce que buñ ko xoolee rek ñun toog nañ Sénégal ba Dubai port woon dugg sunum réew. jënd port bi ci Bolloré. tey jii nii bi mu demee def port Ndayane fexe na ba état Sénégal fexe na ba 40% Dubai dugal nañ ko ci état Sénégal bokk ci capital bi te nit la woon koo xam jëmm la borom xaalis la boo xam dafa duggal Sénégal di def manutention di liggéey boo xam amu ci woon dara. beneen beeg état yi marché yi Sénégal liggéey foog Sénégalais xam dafa am partenariat boo xam Sénégal da koy bokk ak waa Banque mondiale bokk ay partenariat ku mel ni Chine. Autoroute Ila Touba bii 400 et quelques milliards nekkul ab Sénégalais nekkul Banque mondiale financé. xenaan Chine diggal Chine moo ko lijjën ak Exim Banque. di liggéey ñu def ko bi ñu defee pare ñëpp tout le monde xam na ni Chine yi sax Chine bëgg nañu ko jaay ay privé sénégalais ba ñu ci bëgg a dugg. soo xoolee convention bi ñu def bëgg démb. waaw ba ku mel ni Samuel Sarr Khadim Ba Ablaye Diassiniko Moustapha Ndiaye ñu def benn central boo xam sénégalais ko loolu ku ñu xam ne kon jox nañ sénégalais yi seen wàll beneen be boo demee fu doon ci da jam ñaajo ya mais côté droite li ko liggéey sénégalais la muy CSA kon bu kenn wax ni marché dañu ko jox sénégalais wala xool ñu sénégalais ñoo war a xool seen bopp bu ñu ci fekki marché Sénégal ñu liggéey ko comme ni mu waree am ñoom ni ñu jël marché yi toog di xool boo xooloon tey 45 universités virtuelles yi nekk Sénégal Mary Teuw Niane lancé woon ko yëpp am problème tey jii benn sénégalais bu naan amal la kii la ab sénégalais bu dëkk ci réew mi juddoo ci réew mi màgg ci réew mi jàgg ci réew mi te mënul bind sax tubaab mais société moo ko reprendre waat fii ne ba def nañ 43 yi mais loolu kon ana tubaab yi kon Sénégal dañuy wax ne président Macky Sall moo ko jox indépendance am ci société yi nekkan ci dëkk bi xool ci réew mi kon loolu bu kenn wax loolu kuy wax nag Sénégal nag li ko yàq mooy bu état tegee programme dañu laa li mu wax du dëgg bu leen ca teg foofu kuñ ko ñu ngi lay yàqal même sénégalais suuf si ni wax ñu jël ko mais après aussi mi ngi fi di joxe suuf si bi muy joxe suuf si mais Sénégal da ngay dem dugal say këyit wane ni man am naa représentation la ba bëgg a toog sa kër rek naa ñu ngi jox suuf si étranger te étranger ñoo ko laaj ki ko laaj lañ koy jox man mi ma dugg ci rajo bi du ma wax mais ba ma duggee man na maa wax parce que rajo bi c'est pour tout le monde foofu la nit ñi war a toll di xool programme état bi di ko xool waaye taxaw rek critiqué tey jii ñuy wax formation professionnelle Dame Diop démb inauguré na ñaari centre formation professionnelle waxuma inauguré laa wax de benn bi pour l'agriculture la benn bi pour pétrole la ak gaz mais loolu kay mooy li programme te vision président loolu la nekk kon na Sénégal yi xool programme état bi topp ko di ko xool bañ a taxaw rek di critiqué yomb na la wasalaam jërëjëf Khaya Gueye ñu xool keneen si ligne bi xam naa nag peut-être avant dernier wala dernier asalaamaaleykum. Alaaji Moussa. naam. Khaya de bu yóbbu président nommé ko ministre de la communication. maa ngi jégg. bisimilah. waa xam na li muy wax te mën naa wax tubaarkàlla xam naa daal. war naa doon ministre de la communication de. d'accord Khaya. waaw Khaya nuyu nan la nuyu sa équipe technique. jox léegi waaw jërë ngi baal ñëpp àq tey baal ñëpp àq Alaaji Moussa. di nuyu de passage mon frère Alaaji Bawol Bawol. ak Lamfal Babul Mouridina. Moussa nag yaa ngi waxtaanee comme on est à la veille de la fête de l'indépendance. président war a def discours. nan ko sant yàlla bi ñu mayee ñu fekk ko te tal ko ba pare. mayaat ñu nag ñu fekk ko ay déwéni amiin waay discours bi nag li ma ci xaar du lenn lu que mu doon un discours toujours boo xam ne daf ñuy rassuré ndax heure bu fête de l'indépendance masaan am suñ xel da daan nekk ci défilé défilé nag ku ko masaan a toog di seetaan rek défilé militaire moom moo daan tax dëgg la heure bu défilé militaire masaan am ba ñëpp xool ko ba arsenal bi génn ak tout le dispositif que le Sénégal a suñ xel da daan dal dëgg la mais gis naa bi fi manifestation yi fi amoon bi mu jàllee ñuy attaqué ay commissariat de police di attaqué ay brigade de gendarmerie di attaqué ay caserne xool naa ba xool ne Sénégal sécurité bi des na kon donc foofu président mën naa ko il a du pain sur la planche sécurité bi moom des na lu bëri bu ñu demee ay xeer di delluloo ay char ay xeer di génne di delluloo ay force de sécurité et de défense ginnaaw ñu ciy taal ay commissaire di ci taal ay brigade loolu tey loolu ñu tuddee ay force occulte bu duggoon ci réew mi kon heure bi dana fekk ñu tëral ñu bëri ci sénégalais yi kon ñu ngi koy laajaat sécurité bi moom
lu waay manti am. ak loo manti am te amuloo sécurité Moussa Thiam defe naa moom. dëgg la waaw mooy kii bi. waaw te sécurité ak sutura la Cheikh Ahmed Tidiane si waxoon ne. mooy ñaan yi fi des. dëgg la bu nu amee sécurité am jàmm. waaye bu nu amee sutura aussi dégg nga maam amu mucc. te sutura it nan fàtte ne réew c'est un pays souverain. ah oui absolument jàmm ngi fii. bu kenn xeeb li am. ah oui. Sénégal on plaint pas les autres pays. kon bu fekkente ne dañ def ne li nekk ay bitim réew dañ ko bëgg a copier indi ko ci réew mi. mu dem nous n'avons pas les mêmes réalités li fi nekk mun ko xeeb. Moussa gis nga pandémie bi mu duggee ci àdduna bi. ñun avec nos maigres moyens gis nga ni ñu ci génnee dëkk yi gën a développé Sénégal génnuñu ci. dëgg la am na solo. kon bu demee ba tey ñu ne réew mi li ko war a suqali. ñu ne le privé national sénégalais. ñu gis barki démb d'honnêtes citoyens sénégalais tey dañuy investir ci politique énergétique mais dañ ko war a rafetlu. dëgg la. fu seen xaalis mënti jóge même mun ko jëlee woon sàcc woon ci réew mi sax delloo ko ci réew mi. bu fekkoon ñi sàcc ñëpp ci réew mi dañ ko delloo ci réew mi. ci réew mi waaw affaire bi dox walaay dëgg la. du am jafe-jafe. waaw du ñu am mais boo jafe-jafe jëlee réew mi tey yóbbu ko ci banque offshore yi. yóbbu ko fële ci bitim réew kenn du ko gis kenn du ko dégg. amaana boo dee yow Sénégal ñàkk say do njaboot ñàkk. amul benn problème kon politique bi nga xamante ni. privé national bi def nañ ko ci politique énergétique bi. muy waajooju xaw ma Samuel Sarr. ak sant Dia ak bo waayu Sénico. même gis nga waayu Sénico bi. politique de logement bi lim ci defoon. waaw c'est vrai. waaw 5 hectares la séddee procès bu mu gagné. waaw may ko mu doon 240 mu may ko nit ña fa nekk. Sénégal loolu lanu fi soxlee. dëgg la ñi fi am alal nan jël alal di investir ko ci réew mi. bi Macky Sall wootee fii Palais ba am na beneen Sénégal muy Tahirou Sarr 1 milliard la génn def ko ci réew mi. ki dee bërki dem ki nelaw bërki dem muy doomu sëñ Mansour si Jamil bi. waaw muy Jamil si. gis ay hôpitaux la daan defar di defar ay tali ñi am yàlla dénk ñu am wërsëg. nan investir ci réew mi Sénégal am na indépendance réew mi du dox nit ñi ñooy dox. ñi yàlla dénk wërsëg. nan ko ci dugal def ci réew mi. waaye ñu ngi koy dénk it dan def une bonne gestion Moussa. jërëjëf. waaw jërëjëf. ñoo ngi lay gërëm sant xam naa nag waxtu wi ñu xoj ci cate dafa cate trop kon nag ñi nekk ci ligne bi waa xanaa kay ñu may kët rek 30 secondes waaw ku nekk ci ligne bi nii bu mënee 30 secondes rek waaw xam naa nag dañ lay may nga barkeelu rek 30 secondes asalaamaaleykum. asalaamaaleykum Moussa. waaw day xaw a xat nag waaw jërëjëf. je n'ai qu'une minute la ñu am. d'accord allez-y. donc bëggoon wax juste si bon. déjà bu xoolee li sama turandoo wax léegi la monsieur Souleymane Diouf la waaw donc ci dellu ginnaaw bi kooku moom c'est un constat général quoi donc man je pense que suñu problème moom mooy xam nga économie d'un pays il y a 3 secteurs quoi principalement mooy primaire secondaire ak tertiaire donc tertiaire bi moom mooy pratiquement au Sénégal pratiquement bénéfice yi am xaalis richesse bi am Sénégal yëpp moom moo koy produire moom mooy pratiquement foofu les entreprises étrangères nga fay fekk moom mooy les télécommunications les banques les services ñooñu ñooy produire alal au Sénégal ñooy produire richesse bi te xaalis boobu bu ñëwee yépp ci bitim réew la jëm parce que entreprise yooyu ay étrangers ñoo ko moom moo tax suñu taux de croissance yi ñuy def yi chaque année di ko rangale depuis 2000 ba léegi ça ne nous sert pas à grand chose parce que secteur bi nga xam ne fa la Sénégalais yi nekk mooy secteur primaire bi dégg nga mooy agriculture bi ak artisanat bi boobu pratiquement 70% des Sénégalais fa la ñuy liggéey donc mais secteur boobu la ñu produire bëriwul pratiquement ci économie bi ay 17% lay produire donc du PIB donc amul benn présidence pour inverser tendance bi inverser tendance bi moom mooy lan moom mooy nga fexe ba secteur tertiaire bi la mooy banque yeeg assurance yeeg entreprise télécom yi ay sénégalais moom ko dégg nga loolu mooy inversion tendance bi moom mooy et puis nga xool secteur secondaire bi nga xam ne fa la usines yi nekk industrie yi nekk mais nga fexe ba créer industrie au Sénégal dégg nga pratiquement usines yi nekk Sénégal yi si gën bëri bon Sénégalais yi pratiquement moomuñu ko aussi donc tu vois donc man je pense que bu ñuy juger bilan au président aussi dañu war a xool aussi ñaata entreprise la créé bi mu fi nekkee ba léegi ñaata industrie la ñuy créé bi président bi nekkee ba léegi foofu la ñu war a xool dégg nga parce que combat bi foofu la parce que Sénégal ñu ngi produire ay richesse dégg nga mais ñëpp xam nañ ko alal bi day génne dem yoonam alal bi pour mu des ci réew mi il faut que ñu créer entreprise yi nga xam ne ay sénégalais ñoo koy créer pour mu des ci réew mi absolument loolu dong la jërëjëf loolu la parce que mënoo créer richesse ñeneen ñi di ko jëriñoo mu dem yoon jërëjëf jërëjëf donc voilà man bëggoon naa développer waaw c'est vrai waaw le temps ne nous permet pas merci bonne fête de l'indépendance waaw bonne fête à tous waaw ñu ñëpp à tous les sénégalais tamit ñu ngi leen di souhaiter bonne fête waaye nag tamit les forces de défense et de sécurité ñu ngi leen di gërëm di leen sant waaw ñoom tamit mënu ñoo wax te gërëmuñu leen ndaxte nag yi nelaw ba yandoor
loolu nag wala liggéey si tranquillité yooyu yëpp ñoom la kon nag ci mbedd meek ci kër yeeg ci fépp les forces de sécurité et de défense donc ñoo leen di souhaiter bonne fête di tamit souhaiter bonne fête ñëpp ñi nga xam ñoo ngi yeewoo Sénégal di leen dig tëj incha allah samedi bii di ñëw waaye tamit ñooñee nga xam ñoo di takk der yi tamit ñu gërëm leen sant leen ci liggéey bu ñu gën a def waaw gën a jàppandal rek bañ a tiital nit ñi rek ba police de répression comme ça waaye bu ñuy waxtaan ak askan wi rek lépp dina jàll bu soob yàlla te ñu ciy def yërmande bu baax a baax ak lépp la ñuy waaw déggoog rek ci jàmm réew mi. boo beneen yoon incha allah di nuyu Cheikh Ibrahima Ba wàcc Maris ak soxnaam ak tamit ñëpp ñi nga xam ñu ngi fee ñu ngi jot seen message yi tamit Seydou Nourou Dia sama seexu màkk la moom nag c'est un expert des États-Unis moo ngi fële ca Mauritanie di def liggéey bu am solo ci wàllu lii di Covid bi kon nag ñoo ngi koy gërëm di ko sant ci ànd ak bu ngi ànd ak boo beneen samedi bi di ñëw bonne fête à tous ak joyeux Pâques tamit ñi nga xam ni ñoo di suñu mbokk chrétien yi ñu leen di ñaanal tamit Pâques bu am solo paplaay dañu ñooñu tamit ci lañu ñu nekk ci kër gi ñu nekk ci yeneen bërëb yëpp tamit ndaxte ñoo bokk Sénégal vivre ensemble bi ñuy wax dañ ko war a matérialiser di ko fësal bis bu ne xam naa nag moom ngalax yi dàqante na bu baax a baax waaw waaye nag moom dama dul naan ngalax xam naa balaa sooy nekk saa reen di wax jërë ngeen jëf ci Sénégal yàlla na jàmm yàgg. émission bi di loo ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp office national bu assainissement bu Sénégal ñu di ko wax ONAS dafa dellu di ñaaxaat askan wi ci mbalit yu dëgër yi nga xam ne moom la ñuy faratal di sànni ci bépp réseau ONAS nga xam ne ndox yi du mën a dem ni mu ware di jur xet gu bon di indi ay jafe-jafe ci sunu dëkkuwaay ak li ko wër képp ku nemmeeku nag yii gàllankoor ONAS tegal na leen fi numéro bii ñuy wax 81 810 12 81 810 12 numéro bii ñu leen jox mën ngeen cee woote waxtu wu ne bés bu ne ONAS dafa taxaw jonn ngir sellal sunuy dëkkuwaay ak li ko wër. PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement ak ONAS office national de l'assainissement du Sénégal ñoo leen doon may seen émission loo ci xam ak El Hadj Moussa Thiam.